waa gars yi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax partagé leen comme ça ñu tàmbali waxtaan bi ce qui se passe chez nous au Sénégal c'est extraordinaire. Qui est Farba Ngom te day defe naa bu ñu bàyyee xel am na lu ñu père Mody Niang waxoon moom ak Pape Alé Niang ci mbirum bi ñu génnee am luñ fi épinglé Cheikh Omar Niébé ñoom la ñu mujjee porter plainte maanaam pas les voleurs mais les voleurs sont rendus riches pour se maintenir au pouvoir et les personnes qui dénoncent sont massacrées, parfois enfermées, parfois même assassinées. gars yi tey nag du ñu yéex parce que xam naa vidéo yi bari na te heure bi taxu koo bari donc dañuy daal di tàmbali waxtaan bi ak ay vidéo déjà donc maa ngi jéggalu gars yi dañuy daal di tàmbali waxtaan bi ak ay vidéo voilà ma ñëw ci vidéo bu njëkk bi incha allahu rabbi dès que possible comme ça ñu tàmbali waxtaan bi voilà léegi dama bëgg ñu tàmbali ci mbirum OFNAC ngeen xam li père Mody Niang waxoon. yoo xam ne bu ci ne ay njombe ay njuuñ jaake bu wuruj ya ca ne jéggi na dayoo. kenn waxul lu ci jëm. kenn waxul lu ci jëm. premier rapport bi sax kenn waxul lu ci jëm. ñoom yëpp 11 rapport yooyu nga xam teg nañ ko. kon fi mu nekk ni 11 dossiers mi ngi ci kaw procureur yoo xam ne ci OFNAC la jógee mu ngi ci table procureur. 11 dossiers. te ay ñoñam am benn bu ma la ci mën a wax mooy directeur général du COUD mi ak waa ji nekk poste Cheikh Omar Niébé ak ñeneen ak bi gën a graaw encore xaw ma lu tax ñu noppi ci dañoo jot booba xam nga OFNAC day jot ay nit da lay bind ne la béréb sàngam day nanga ma fay xam bu ko defee ñu yónnee ay gëstukat booba boo demee ci bureau fi ñuy fayee impôt. quittance boo fayee impôt. waaw nga fay par exemple téeméeri junni fay impôt dañ lay defal quittance jox la. ndekete du bu baax mooy jëmmal ne yow fay nga. ndekete fausse quittance lañ lay jox. quittance bu baaxul fab téeméeri junni def ci seen poche. def koy at muy millions yu dul jeex peut-être même milliards. OFNAC gëstu ca ba lépp leer nañ. ñu duut baaraam ay nit ñu ko def ci at dossier boobee ma nga ca table président de procureur de la République. mooy def les fausses quittances. waaw c'est vrai. les fausses quittances mais boobu dafa garaaw. da ngay ñëw fay impôt ñu war naa jox quittance mu jëmmal ne fay nga ñu jox la pot quittance boo xam ne fausse baaxul bu ko defee ñu jël xaalis dugal seen poche ay at. ba enquête boobu pare woon na. pare na complètement ba pare na ba ñu tënk ko ba déposé ko au procureur de la République ak yu garaaw am na ñoo xam ne sax wax nañu dañoo tiit ba génn réew mi. waaw ñu daw mooy tour nag am na ñoo xam ne sax dañoo daw booba dossier ngi ci table procureur. alors boo ko méngalee ak dossier Khalifa Sall. waaw nga xam dañ ne dafa luubal 1,8 milliard loolu la ñu wax. bañ fa yóbboo inspecteur général d'État mu def at ak nangam ñëw def rapport li gën a yéeme mooy rapport boobu ni mu gaaw a demee ndaka la ko président jot rek jox ko premier ministre mu jox ko. ministre de la justice mu jox ko procureur. procureur ca gaaw mu saytu ko defu conférence de presse wax lii kii lépp daal di ko jox juge kooka it noonu la ca farloo. waaw boobu dossier yi ma lay wax yëpp mi ngi ci table procureur. 11 dossiers. boobu ak yeneen ak bépp yoo xam ne seen tif ñoo ko fa déposé. blanchiment d'argent. dossier tourné ba ñuy jàpp di koy këlëng moom Khalifa Sall pour 1,8 milliard. mais am na
ci rapport la ñuy dem. rapport nañu wax ci rapport 2013 juillet 2013. mën nga dem muy OFNAC muy. Cour des comptes muy société africaine de raffinage. nee nañu inspecteur ba seeti woon Khalifa dafa ne nañu saytu caisse d'avance waaye am na ci rapport yoo xam ni rapport bii nga xam ne bu saar la OFNAC dafa gëstu ba mu jeex gis lu bëree bëri ay njaaxum yu dul jeex. mooy affaire fuel bi dañ wax la ndox la. waaw ba tey loolu la ca la. ba ca conclusion mu ne boo boolee loolu lépp laaj na ñu def ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de l'énergie Samuel Sarr. ñu koy topp 9 milliards. milliards bu ne junniy million la 9 milliards. damay fàttali benn mbir dooguma la. waaw il faut que ñu bàyyi. waaw saa bu nit waxee. waaw ñu jéem a attaqué nit kooku. waaw au lieu ñu wax rapport moo bind loolu. je précise du nit moo jóg tuumal nit maanaam du Mody Niang moo wax ne Samuel Sarr moo luubal 9 milliards. rapport Cour des comptes defe naa ak IGE moo ko bind noir sur blanc. rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes. juillet 2013. juillet 2013 IGE. inspecteur général ñooy dem ne kii tuumaal ko ni joxañ ko ne kii kat nañ ko seet. def nañ ko moom mi waaw def nañ ko ci OFNAC. FESMAN waaw. nit ñi dañoo war a xam. FESMAN ba ñuy daal tàmbali dañ ne budget bi juróomi milliards lay doon waaye ba mu demee ba jeex. ba inspection générale de l'État gëstu ko di ñëwee seet nañ ne budget ba romb na juróom-ñett fukki milliards la ca gën a la leen gën a yéem mooy dafa am fukki milliards ak juróom 15 milliards yoo xam ne dañoo leb ko ci banque gouvernement bi ministère de l'économie et des finances temps Abdoulaye Diop waaw ministère maanaam mu ministère daal lañu wax ñu leb fukki million juróom ci banque. waaw ne sous prétexte que ñi ñëw ci FESMAN bi di ci kii ci lañ leen di fay. gars yi maa ngi leen di siyaare bu baax ci turu. partagé leen bu baax a baax. bu ko trésor wala nga jox ko un comptable public. ñoo ko war a yor. waaye un homme privé lañ ko un homme d'affaires privé. lañ jël fukki milliards ak juróom jox ko sous prétexte que muy fay. ba IGE ñëwee ba. mais loolu koy yóbbuwoon xaalis bi ci trésor. boo waree fayeeku ñu defal la bon nga dem préserve fay la loolu mooy yoon. waaye lii la ñu def. jox ko benn nit. di ko benn mi ngi fii ci Touba ñëpp xam nañu ko. fukki milliards ak juróom mu naax saay. nga dugal Khalifa Sall ci kaso 1 milliard 800 millions di ko amal. ba pare moom mu défier leen sax na leen déclassifier leen rapport bi. teg ko Sénégalais yëpp xam lan moo nekk ci biir rapport bi. nañ ko génne teg ba déclassifié noonu benn rapport. waaw bu chantier yi tey ba mu nekkee premier ministre. moo woon ñëpp ci chantier yi Thiès. waaw mar d'Italie lu ne mu wax ko fa. waaw bu ñu ko déclassifié yoon tey teg yeneen rapport yi walaay dinañ am kersa. Sénégalais yi quand même ñi ànd ak Macky Sall. nañu xam loolu. nañu xam loolu par exemple caisse d'avance kii ñuy wax 1 milliard 800 millions. Cheikh Oumar Anne COUD am na caisse d'avance boo xam ne bii fukki fan yu ne téeméeri milliards ak juróom fukk. téeméeri millions ak juróom fukk lañ koy jox. boobu yëg naa ko xam nga yëg ko. xam nga boo ko boole muy ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk weer. pour mu ciy jënd ay léegi ay yooyu nangam. loolu est-ce que du moom moo waroon tax OFNAC delluwaatoon pour def beneen enquête foofu. waaw parce que dañoo am lu ñu leen wax ak foofu nag. ñun ñii dañ leer. dafa am lu ñu xam man ñi daan lii ci leer yooyu ñi ca laa bokk. ñu am lu ñu fa mais lii kat xaw na fa lii xew na fa bu ko defee day def ordre de mission gëstu ko di dem pour seet loola. waaye ci seet bi. dañoo gis lu jéggi dayo lu romb lañ leen waxoon ñu ne madame nun kat li ñu gis romb na la ñu wax mara d'Italie mun leen àggale leen loolu ba pare bu ñu defee rapport ba booba ma defaat benn ordre de mission ngeen dem ba mu defaatee ordre de mission mu dem. waa ji dafa lànk sax ne du la ressort parce que xam na mbir ma lu garaaw foofa la affaire caisse d'avance yi génne. ak jéggi dayo mais ca jamono yooyu dem na sax ba mu ñuy woo ñi man pour laaj mu ne leen bu leen dem fenn am na ca kooku ku ne
moo ni leen bu leen ragal dara dañ koy dàq ndaw si dañ koy dàq teguñu ci semaine effectivement ñu dàq. te damay dégg ñoom seen biir wax man nag ci Sénégal ñu dégg ko. jënd na ay partagé leen mu yaatu. juróom-ñeent téeméer. ñebbe boobu war naa seer de. lañ ne moom la jënd ci poobar. kilo ñebbe. Ndakaaru gépp mën nañ ca dugg. kilo ñebbe. ak yeneen ak yeneen la ñu nekk lépp juróom-ñeenti mënu ma ko wax. téeméer. tey ñu ngi fii. poobar lim ci jënd Dakar yëpp mën nañ cee dund. pour nit ñi xam ko benn yoon ci benn arrêté recrute na ci ñeenti téeméeri xale yu dëkk Podor ñeenti téeméer benn arrêté. téeméer ya ak juróom fukk ak juróom ñu ngi dëkk njum foofa la nekk maire buy dem ak jum foofa day ànd ak ñi ko wër ñëpp ci oto yi kudd da leen di defal ba ordre de mission ak essence yi lépp ci turu kudd te ma ngay politique njum kudd lu mu jotee njum pap ak yu kenn mënta wax mi ngi nii tey rapport baa nga fa bu leen rapport bi doyut bu ñu fa yónnee woon IGE ak président de la république boo xam ne jéggul yoon rek lay doxal ak aar réew mi bu ñu fa yóbbu woon IGE mu mais est-ce que jar naa yóbbu IGE parce que dama ko waxee noonu mais dañ ñëw ci corps de contrôle yi nu mu nasaxee fi mu nekk nii mais ci loolu dama bëgg tamit benn mbir leer parce que ñu bëri dañu li amalgame parce que Nafi Ngom Keïta ba mu génnee def conférence de presse directeur cabinet président de la république dafa dem ci benn télévision ne amul sañ-sañ siiwal rapport bi waru ko woon def lan la loi bi tënk parce que dama dégg nag président bu waxee fii ne mën na ma jéggi sax dem directement ci procureur ku mën a def loolu mën a siiwal rapport bi mën na maa jéggi waru ko waxee loolu sax loolu day mel ni daf ko war a mën na maa jéggi daf ko war a jéggi loolu la yoon dafa ne article 17 loi bi nga xam ne moo teg OFNAC at mu jot OFNAC dana def rapport d'activité maanaam li muy liggéey lépp ci at mi da koy tënk ci téere ñu ne ko rapport d'activité mu dem présenté ko président de la République il le rend ensuite public waaw rendre public pour wax la ci loolu directeur de cabinet bi wax rapport boobu ñëpp man li ma xam naa ko waaw bien sûr ma dara leer nit ñi ba mu ko bëggee présenter la rapport bi mais directeur de cabinet dafa ne ko Abdoulaye amul jot asantam yow xam ñoom jot nanga mu ñëw ñëwaat mu ne ko amul jot ba ndaw si gis boppam ñu teg cay fan Aminata Tall président du conseil économique social et environnemental jox ko rapport ñu teg cay ñaari fan président du haut conseil pour le dialogue social jox ko rapport te yum dafa ne koon président amul jot en réalité ñaari xaritam yañ dugg voilà baaraam muy Siré Dia ak Anne moo tax nangu ko wax na ko sax ñu dindi wax na ko mu dindi ko ci rapport benn werante mais ndaw sa caractère la waaw léegi gars yi dafa am loo xam ne dama leen koy liiral balaa ñuy tàmbali sax waxtaan wi scandale yi nga xam ne ñoom la ñu jot a teg loxo ci régime Macky Sall bi fàttali la rek 108 milliards de la poste Siré Dia 500 millions Cheikh Omar Niébé 400 millions IPRES 9,7 millions navire Olinda Samuel Sarr 9 milliards dégg ngeen ko léegi waa ji di ko wax 9,7 milliards 35 milliards titre foncier Berlin 250 milliards ArcelorMittal 12 milliards de Big Togo 29 milliards Mambay Products 100 milliards Port Dakar Cheikh Kanté 7 milliards Fonds Taïwan defe naa loolu fàttaleku ngeen moom Macky Sall ci boppam moo luubal 7 milliards yooyu balaam laataa muy nekk président nag 94 milliards kooku di Mamour Diallo mooy 94 milliards yi nga xam ne tey mën nañ leen ne dossier Adji Sarr bi ci la juddu c'est les mêmes manipulateurs qui ont financé le projet Adji Sarr Ousmane Sonko pour indi yàqute ci ab réew taal réew mi 60 milliards Seydou Gueye 60 millions astafurlah Seydou Gueye 40 milliards building administratif Bamba Ndiaye
Bamba Ndiaye tey dem leen xooli ay conditions ngeen am ci ay leeral mbir mi jaxasoo na lool tàng na lool ci moom adduna bi metti na lool ci Bamba Ndiaye voilà 6 000 milliards kooku di Alioune Sall 119 millions muy CICES 95,7 milliards Ellipse Projet 187 milliards Akile Amadou Ly 300 milliards poto yi Boundione bu leen fàtte Abdoulaye Boundione autoroute à péage Eiffage 1000 milliards gestion Covid-19 Mansour Faye Amadou Sall borom shawarma yi 1000 milliards junniy milliards ci Covid-19 bi junniy milliards loolu nag liste la et nañu continuer liste bi liste boobu indi ñu ci kan tey muy Farba Ngom te sans compter aussi Aly Ngouille Ndiaye xamoon ngeen problème am 300 milliards aussi ak kii nga xam ne tey moom la ñu bëgg a tàbb maire Dakar ñoom nee nañu waa APR muy Amadou Ba 40 milliards mi ngi ci ndodd gi fan yi dinañu ñëw pour indi leeral yooyu 40 milliards ñeent fukki milliards mi ngi ci ndoddu Amadou Ba maanaam bu ñu limee lépp ci ay milliards bi Macky Sall nekkee fii ak léegi li ñu luubal ci ay milliards c'est presque 10 000 milliards presque 10 000 milliards affaire Farba Ngom bi dafa jaggi dayoo mais dama bëgg ñu indi d'abord vidéo bi nga xam ne moom la Xalaat TV def te mu tënk lépp ci Farba Ngom ci li nga xam ne moom la ñu xam ci alal bi ñu gis ci Dakar képp waxuma la saaku xaalis yi ñuy fanaanoo seen kër yi waxuma la saaku xaalis yi yii fanaan ci seen kër xarit yi Farba Ngom am na doomam bu fi sàccoon 250 milliards 250 milliards lañ ko sàcc léegi balaa ñuy ñëw ci loolu dama leen di indil d'abord vidéo bi Xalaat TV defoon ci Farba Ngom te ce qui est grave dama leen di introduire l'homme Farba Ngom Farba Ngom géwélu président de la République la moom il s'est bien présenté na boppam bu baax te jàngul nii école nii arabe nii alquran dara jàngul jongul donc pour man déjà nañ ñu wax exactement lan moo war a tax tey ñu jël ku mel ni Farba Ngom mu am maqaama boo xam ne ci Sénégal ci gouvernement Sénégal am fa dayoo boo xam ne bu dul président de la République kenn ëpp ko dayoo ci àdduna bi kenn ëppul dayoo Farba Ngom ci Sénégal ginnaaw Macky Sall ci nit koo xam ne jàngul nii A jàngul nii B te jongul te loolu dinañ ko prouver ci épisode bi parce que dinañ leen indil niveau intellectuel u Farba Ngom parce que jullit bu ne xam nañu ne y a les 5 piliers de l'islam waaye bokk ci piliers yooyu bi ci gën a important mooy nga julli Farba Ngom xamul sax li ñuy tari pour julli saar bi gën a yomb ci alquran inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri xamu ko munu koo tari te en télévision nationale waxuma la munul bind nii A nii B munul sax bind turam Farba ne peut pas écrire un chèque complet maanaam xamul dara nit kooku la ñu jël jox ko alalu Sénégal yépp donc dama leen di indil le cas Farba Ngom Doudou cas 6 milliards loolu mais ma indil leen Farba mooy muy investir pas investir ci benn secteur dong mais investir ci domaine yu bëree bëri bu ci nekk dina rapporter xaalis milliardaires yi ñu ràññee nii la ñu créé seen fortune moo xam Sénégal ak bitim réew wala boog nga doon xaalis yu bari ci say waajur wala say maam li ñuy dippee ndono. gars yi jégal leen ma une minute dama bëgg a defar rotate xaw ma lu tax sama affaire bi rotate tul it doesn't rotate I don't know why it's not rotating jégal leen ma rek ma ñëw ma rotate lii where's the rotate yeah ok unlock naa rotate bi baal leen ma. te même bu la say waajur bàyyi loon ak milliard boo ko jëlee di ci fo un an nga delluwaat ci ñàkk mais def ci am ñoo xam ni Sénégal benn yor ñaay industrie yu am doole bañ mën a dut suñu baaraam ne fii la ñu jëlee seen milliard donnuwuñu xaalis ci seen i baay wala seen i maam mbaa seen bokk bopp mais ba ñu duggee ci politique lu ñu am fortune gu jéggi dayoo ba jaaxal ñëpp exemple bi ñu jël tey mooy bu Farba Ngom nekk membre APR
député la mais aussi maire la ci village bi di Agnam féete ci bët gànnaar bu Matam moom benn mbiri dongo la am ci politique mooy taggal Macky Sall ay maamam mais diggante bi am na fi alal boo xamante ni ñu ngi ko xayma ci 25 milliards ci suñuy koppar lii nag doy tuuma du ay sos yoo xam ni gars yi dañoo xëy rek génne ko comme que képp ku yor ndombal tànk da nga war a def li ñuy woowee déclaration de patrimoine par période maanaam jamono bu nekk li nga yor fii la toll moo xam xaalis kër oto ak yu ni mel donc OFNAC bi nga xamante ni tey mooy kuréel bi ceebi mbir yooyu moo xayma alalu Farba Ngom gis ni waa ji mi ngi pesé 25 milliards yooyu nag du benn koppar bu dajaloo ci compte bancaire mbaa ci beneen bërëb 25 milliards yi boo ko déggee mooy kër yi mu yor dañ ci ñëw benn par benn oto yi li mu placé ci ay banque ak li mu denc këram léegi mbir yooyu la ñu bëgg a leeral ak naka la mën a demee permettre kenn ku ci nekk xool ndax yenu na maanaam parce que ci fin vidéo bi bëgg nañ leen wan ñaata la Farba Ngom di gagné par weer ba war ko may mu doon milliardaire ci diir bu gàtt. dañu ñëw d'abord ci bien immobilier yi Farba Ngom yor parce que li sénégalais war a xam mooy politiciens yi ñu ci bari bu ñu sàccee xaalisu Sénégal ci immobilier lañ koy investir pour koppar bi bañ a seey la ci des ñu rawale ko ci ay paradis fiscaux te kenn du xam daañ ci jënd ay kër tabax ci ay immeuble def koy appartement di ko loué chaque jour ñu demandé ñu kañ ngeen wax ci location bu cher bi bëgg nañ ci liggéey incha allah mais li leen di xamal d'abord mooy du yomb a régler ndax ñi ko war a saafara ñoom ñuy loué kër yi yu ci bari bopp bu ñu jëlee zone bi nga xam ne mooy Ndakaaru tey boo jëlee Farba Ngom député la mais ñoom ñooy voté loi assemblée nationale moom en tant que député ay kër la yor Ndakaaru di ko loué kon bu njëgu location yi wàññeekoo du ko arrangé moom ak yeneen naataango député am donc pour ñu voté ba noppi appliquer loi boo xamante ni dafay wàññi location yi ñoom dañ ci dëgg seen tànk parce que ay bailleur lañ dañoo sàcc xaalisu Sénégal tabax ci ay immeuble daf koy appartement di ko loué sénégalais bi nga xam ni xaalisam la ñu lubal tabax ci foofu mu dëkk di fay maanaam ñu bari ñu ngi loué ay appartement ak kër di fay chaque weer lu cher te xamuñu kër googu ñu dëkk ñoom ñoo ko moom parce que seen xaalis lañ ko tabaxee ba noppi wëlbatiku di leen ko loué donc ñi am ñooy gën a am ñi ñàkk di gën a ñàkk te duñu mës a xulóog maçon. ci këru Farba Ngom yi benn bi mi ngi Almadies pays dans l'eau la maanaam ci wetu géej gi la nekk mi ngi jar 1 milliard mu am yeneen ñeenti kër yoo xam ni ba tey Almadies bu ci nekk 300 mètres carrés la yëpp da ko loué bi OFNAC évolué kër yi mi ngi toll ci 3 milliards 700 millions waa OFNAC dañoo baax sax mais benn terrain nu 300 mètres carrés la ko tàmbalee Ngor jàpp Almadies ay centaine de millions lay jar waxuma la nag ñeenti kër yoo xam ni bu ci nekk 300 mètres carrés la romb na 3 milliards di dem courtier yi duñu weddi nga romb Almadies dem Mamel foofu itam Farba Ngom am na fa juróomi këru 200 mètres carrés bu ci nekk bi ko enquêteurs yi xayma mu toll ci 956 millions 1 milliard yu manqué tuuti nga jugee Mamel dugg Mermoz Farba Ngom am na fa terrain 1000 mètres carrés yoo xam ni defagu ci dara ak ñaari immeuble yoo xam ni bu ne 8 étages la lii boo ko xaymaa romb na ay milliards après Mermoz ñu dem cité kër góor gi foofu itam Farba Ngom am na fa juróom benn kër nga jàll dem Sacré-Cœur tabax na fa ñaari immeuble yoo xam ni bu ci nekk R+7 la Point E am na fa ñaari immeuble également cité Damel am na fa ñetti maison yaakaar naa aussi déggoon ngeen fi ni fi aéroport bu Dakar nekkoon benn partie bi dañ koy dagg def ko ay terrain di ko jaay ay particulier mais li Sénégalais yu bari xamul mooy responsable APR yu baree bari ku ci nekk dañ ci am benn quota boo jëlee Farba Ngom jox nañ ko terrain yoo xam ne bu ci nekk 200 mètres carrés la dëkkuwaay yooyu noonu bu noppee ba ñu viabiliser ko defar ko ba mu baax benn terrain boo laal dafay dem ba 200 millions. j'espère que yéen ngi fàttaliku audio Moustapha Cissé Lo bu daaw bi mu defoon naan suufu Ndakaaru yi yéen a koy séddoo defoon nañ ci vidéo naan leen nañu tegee ne le saaga yi naam ñaaw na te déglu révélation yi maanaam xibaar yi nga xam ne Moustapha Cissé Lo mi ngi koy jibal ndeke li Cissé Lo doon wax ci suufu Ndakaaru gi ñuy caxat-caxatee mooy li am. sàcc yi nekk ñi ministre directeur ku mel ne Farba jaay suuf si di lekk danaa yow bi may wax ci affaire gerte gi Farba Ngom miy wax dañ koo jox gerte mu jaay ko Moustapha Niass
Cheikh Seck ay meeru jabaram jox nañ ko 40 tonnes Matar Diop bu gàtt boobu nga xam ne moom lay àndal ay centaine de tonnes mu jaay ko. li Moustapha Cissé Lo daanelee mooy semence yi jiw yi nga xamante ni baykat yi ñoo moom ñoo ci war jiitu balaa kenn mais benn partie ci nguur gi ñoo koy pàccoo seen biir di jëli ci gën a am solo ñii dañ koy jël di ko jaayaat ñeneen dañ koy yóbbu seeni tool di ca bay. Farba Ngom ci boppam yor na benn ferme bu rëy 2 hectares yoo xam ne mi ngi Diamniadio te Sénégal moo koy jox semence sa xaalis yow mii di seetaan sama xaalis ak beneen mbokk sénégalais mais yemul rek Dakar moom Farba Ngom boo demee Thiès am na fa bien wu 2000 mètres carrés terrain bu yaatoo yaatu ba tey ci région bu Thiès boo demee ci zone touristique yu ci mel ni Somone yor na fa benn 800 mètres carrés nga dem également Saly mi ngi foofu ñaari kër yu mag a mag bien immobilier yoo xam ni mooy li ñu gisagum ndongo bari na lool mais yii mooy yi ci gën a am solo boo demee ci li nga xam ne dañ koo nëbb. salaamaaleykum Sénégalais yi man damay laaj Farba Ngom mooy lan ci réew mi ba mën a am kër gu mel nii kër gu toll nii rangalee ay oto mel na kuy jaay oto wala ay barke bi moo ko fay mu baase ko nii ci buntu këram yi xool leen kër Farba Ngom te Farba Ngom mooy kan ci réew mi ak lan lay liggéey lii war nañ koo lijjanti ñu wax ni Farba Ngom lan lay liggéey xaalis bi fan la ko jëlee alal ji fan la ko jëlee kër gi xool leen oto yi xool leen oto yi xool leen oto yi mu baase oto yi mu baase ragal ne ko fii nii ci buntu kër gi occupé fii fépp nii kër gu weex boobu kër beneen kër gi def lu mel ne genre marron beige mooy kër gis ngeen baase oto yaa ngi nii. yaakaar naa yéen ko gisandoo ci image yi waa ji yemul rek ci dajale kër gi terrain mais parking automobile la yor dafay collecté ay oto yu bëree bëri pour bànneexu bakkanam ak njabootam mais aussi pour seeni tournée politique mooy oto yi ñuy ragale seeni cortège bu ñuy wër Sénégal di nax askan wi. waa ji yor na ay dizaine de véhicules ay fukki oto yi mujjee jënd mooy benn BMW X7 buy jar plus de 64 millions ak ñaari Mercedes yoo xam ne bu ci nekk li muy jar ëpp na 20 millions bi mu ko jëndee matul ñetti weer. waaye boo boolee oto yooyu yëpp mu jënd diggante 2012 ba suñu joon yàlla tey jii bi ko enquêteur OFNAC yi évalué mi ngi toll ci 800 millions tuutee ko manqué 1 milliard. ci ko xam ne yow yoroo ay entreprise yu def bénéfice yu milliard par an ñaari ndombal tànk yu am solo nga am muy maire ak député ci loolu nag la ñuy ñëw pour ngeen xool ndax payooram may na ko mu dajale xaalis bu doy nii. bu ñu jëlee poste député bi mu doon moom Mouhamadou Ngom ñu gën ko ràññee ci Farba Ngom salaire am ci 1,3 million lay yam xam nga tey alalam ñu ngi ko xayma ci 25 milliards mais bu ñu xoolee li muy gagné par weer en tant que député pour mu dajale 1 milliard waxuma ne 25 milliards déedéet loolu daa bari mais moom Farba Ngom pour mu am 1 milliard dong faa mu def chaque weer muy bañ a laal salaire am muy 1,3 million yi di ko denc ba mat 64 ans dafa mel ni déggoo leen ma pour Farba Ngom dajale 1 milliard faa mu bañ a laal dërëm ci salaire u député am di ko épargner. allahu akbar gars yi loolu tàmbali la léegi nag nee nañu leen Farba Ngom 1,3 million francs lay fayeeku fi vidéo bi mujjee pour Farba Ngom mën a dajale lu tolloog 1 milliard waxuma la ñaar fukki milliards ak juróom 1 milliard képp pour Farba Ngom man koo dajale il faut mu liggéey juróom benn fukki at ak ñeent 64 ans pour mu dajale 1 milliard te Farba Ngom am na ñaar fukki milliards ak juróom yoo xam ne dañ koo xayma te bokkul ak loo xam ne gisuñu ko léegi loolu ñu gisul nag falaa jëm si ak yéen parce que dafa am benn vidéo bu am solo boo xam ne dafay indi ay leeral ci tuuma doomu Farba Ngom ci boppam boo xam ne dañ ko jàpp ci mu luubal 250 millions ci kër baayam en liquide léegi nag dañuy indi vidéo boobu asat complet pour ngeen déglu gone ya nga xam ne ñoom la ñu jàppoon ñoom dañu dem sax ba dafa am policier boppam Farba Ngom dafa yor alkaati boppam boo xam ne comme tey bu la bëggee jàpp dañuy indi alkaati boobu ñu dem jëli la sa kër léegi ma indi leen lool.
Badou mën nga présenté wu ak internet yi nga wax par rapport ak li nga xamante ne moom moo xew te dañ la cee jàppoon. waaw bisimilah kon présenté wul ak internet yi te nga wax li nga ci xam ci affaire yi. donc d'abord damay nuyu ñëpp di nuyu sama yaay bi comme affaire yi moom wax di moom du bari daanaka commencement fee fekkee naa ko. ok. doomu Farba Senghor. Farba Ngom. Farba Ngom. doomam dafa jël 250 millions jël ko ci papaam. bëgg mu Daxa mooy magu Farba Ngom. Daxa doomu Daxa Diop moo jël 250 millions. doomu Daxa Diop moo jël 250 millions. doom la ci Farba quoi. ok. bëgg ma koo dénk man. 250 millions yi. waaw yow da nga gis 250 millions yi. gis naa ko waaw. teg ci bët liquide. liquide la waaw. ok ñaari saako waaw. ay saako la nekkoon. waaw saako 25 kilos yi. saako xaalis la la ñëw. waaw yow quoi. saako 25 kilos yi. saako 25 kilos yi la def xaalis ba mu fees ñëw jox la. waaw jege si lu gars yi gën la. léegi yow dégg nga waaw wax na la dëgg ba ne la wàccee marché bi gars yi gën la. léegi mu bëgg ma koo dénk. ma ne ko man somme bi toll nii du ma ko laal. parce que man bu doon ay milliards rek daanaka sama diggante. léegi mu jël ko yóbbu ko Almadi ci benn appartement denc ko fa. man moom rek ko xam. appartement fu mu ne. Almadi immeuble ay ñeey. léegi ab xaalis bi denc na ko fa 3 jours xaw ma 4 jours mu soog ko fa génne. mu yëkkati 5 millions may ma ko. yow bi man mii mu may ma ko. ma ne ko xaalis bi fekk xaw ma fu mu jógee du ma ko laal. 5 millions yi ba El Capo bi nekk Thiès ba ñëwee diñ jël dañ ñëwaat fekk xaalis sama mois parce que lekk ma ko. yow bi taxawal defal nag. bi mu la waxee ne la yor na 250 millions loolu la la wax. waaw maa ñoo ko compté. yéen ñaar yéen a ko compté ndoo. waaw ba affaire yi mot 250 millions. waaw. xanaa loolu jël na leen journée la. 250 non non ay paquet 10 millions 10 millions. ok ok. léegi ñu compté ko. yow laajoo ko foo ko jëlee. laaj naa fu mu ko jëlee mais comme doomu boos la. mu ne ma sam papa dafay yor xaalis di ko nangoo génn di ko joxe di ko denc ci kër gi chaque samedi fii dañuy wàcc xaalis bu bari. ñoom yow ci kër kii bi. le frère de Farba Ngom wala Farba Ngom ci boppam. Farba Ngom mooy wàcc fii chaque samedi xaalis. ay xaalis liquide. ay liquide. d'accord. doom yi di si sàcc di ko génne. léegi yow nga compté ba 250 millions. waaw mu may ma si 5 millions ëpp li ma bëggoon may ëpp na 5 millions man maa ne ko lii baax. parce que man waa xaalis yóbbu ma. doo wàcc marché bi nga wax. léegi après mu jël xaalis di si bulow jënd si oto. dafa jënd oto. jënd si oto waa di si foo yooyu di bulow. ok après léegi. fu oto bi nekkoon. oto bi Almadi la nekk da ko jëndoon. bàyyi ko man ko këram quoi. waaw moom lépp lu muy def mën na ciy déglu. ok léegi mu jënd oto bi. seen waa di ko wër. léegi ma ne ko booy sa yaay ñëw na sama kër de lan nga def mais moom la daf may nëbb waxuma dara. yaayam na ma dem ak sax 2 jours ak ñi fanaan si kër gi léegi laa léegi rek sama xel ñaaw. ma ne ko booy ma ne waaw ma ne ko dellu seen kër seen waa kër ñu ngi lay seet bu fekkee dafa am loo def dama nga leeral leen ko. après ci la ma ne booy dañu war a dem sax Gambie ma ne ko non man dew ma Gambie de parce que man damay liggéey. après ñoom ñu dem Gambie lañ leen jàppee sax El Capo. booy bi jàppoon nañ ko. Gambie lañ ko jàppee waa El Capo bu nekk Thiès. waaw lañ yabal ak ay élément am ñu ñëw dem Thiès. dem fee Gambie. gars yi ma taxaw foofu xam ngeen kuy El Capo. El Capo mooy policier corrompu boobu nekk Thiès te mu reyoon fi nit ay fan ci ginnaaw mooy policier boobu nga xam ne Dakar la nekkoon mais après dañ ko transféré Thiès c'est El Capo maintenant c'est un policier mafia maanaam moom kuy def ñaawteef un homme de tenue la ñuy woo demal jàppi ay diw demal jàppi ay diw du lu ñuy porter plainte police parce que mënoo porter plainte am na plainte yoo xam ne ñoom mënuñu koo dugal police légalement pour juge yi di ko xam pour ne nit ñëw na sama kër sàcc na 101 milliards xam nga loolu boo ko yóbboo justice day daal di siiw day nekk ci média bi mu nekk coow lu bari donc il préfère avoir des policiers clandestins El Capo boobu kenn la ci ñoom maa ngi ñëw continuer vidéo jëli booy bi ba ñu ñëwee booy bi araftuma ne ma Ibou Sow nañ jël affaire yi saf ko Ibou Sow quoi. Ibou Sow mii. kii mooy Ibou Sow waaw. man maay Ibrahima Sow. Ibou Sow waaw. Ibou Sow kaay yow bul sooy. mu ne la léegi booy bi. booyu doomu Farba Ngom bi. waaw moo ne la na ngeen ko ji Ibou Sow. nañ ko saf Ibou Sow waaw. d'accord. ma ne ko waaw ma ne ko du ma ko saf Ibou Sow parce que Ibou Sow. waaw takku ci xaalis bi laal ci xaalis bi. man mii rek ma fenaloon na ma 20 millions la ma jox te joxuma ko 5 millions ba ñëwee li ma dimbali mooy dama ànd ak sama bor ba ñëwee loo mu seede baaxul ba dimbali sama amoon 5 millions laa leen gën a jox ko El Capo
li may wax dama woo. mooy 5 millions yi mu la mayoon. 5 millions laaloo ci woon. li may wax def na 2 ans. dañ ko topp. léegi ma jël 5 millions jox ko El Capo ne des ko ñu sàccaale sama téléphone ma yoroon ubbi sama armoire jël sama ay yére jël sama écran plat jël sama PSP yëpp yóbbu néew ñu doole yóbbu ñu def ba Thiès Fatbot ci boppam woo El Capo. ne ko waaw woo El Capo en personne ne ko ana gars yi El Capo ne leen gars yaa ngi nii mu ne waa téeleen fa El Capo ne moom. El Capo Thiès la nekk. Thiès la nekk waaw. mu ne moom du nëbbu doom du dóor doom làkk doom nee na soit dañ koy indi booy bi mais bu ñu booy bi doogee këram ñun dañuy libéré. maanaam El Capo il réclamait. waaw le fils de Farba. waaw pour mën a yeggali enquête. merci beaucoup. léegi avant boobu. kon El Capo moom def na liggéeyam. El Capo ñoom liggéey bi jaarul ñoom Thiès lañu ñëw fii. sàcc ak bagage bi am du yoon. waaw c'est que loolu tamit bëggoon naa cee ñëw. waaw pourquoi la El Capo parce que dañoo waaxu moo tax parce que dañoo ñëw ñu taf tafee bi. yaa ngi dégg te avant ñu yóbbu Thiès El Capo ak Daxa dugg nañ ci oto bi di discuter ñoom ñaar dugg nañ ci oto bi. Daxa mooy frère lu Farba. Daxa mooy waaw mooy frère lu Farba. di discuter man jël nañ samay machines yoo xam bokk ci xaalis ñi ngi yor samay machines te ñu ko gaare ba léegi ñu bàyyi joxuñu ma confisqué ko sama passeport ñi ngi yor ba léegi te ñu def dëli la sama passeport ñi ngi yor ba léegi te dëli lañ def te xamuñu liñ def. ok léegi bi ngeen demee ba Thiès. ñu demee ba Thiès El Capo ne voilà moo gaay mi teg seen deal ne dañuy libéré ñii parce que mooy loolu xam nga. sa numéro passeport. waaw. voilà waa ji li mu bëgg dafa yomb mënul téye doomam bëgg ñii ba leen di kii ak léegi laa. mënul làq doomam. waaw mënul protéger doomam ba dugg seen kër. merci beaucoup. jël xaalis. merci sànq ay doomu jàmbur. merci El Capo jox ñu. So good, so good, so léegi El Capo bàyyi ñu dem. mais El Capo moom it balaa mu leen doon yóbbu ba foofu loolu yëpp war woon xalaat loolu mooy. affaire bi dil la parce que ñoom sama tonton bi nga xam ni sama turandoo la moom lañ ma tuddee. woo na ko ne ko carrément sama jarbaat foofu nekk dama bëgg nga jëlee ko fa lu mu gën a gaawee da doon bàyyi xel sama tonton parce que xam nañ li mu def bàyyi du yoon bu patam ñu génn ñu Dakar. li ma def def na 2 ans je pèse bien mes mots parce que si koor laa def moo far waaw 28 décembre waaw 2018 xam nga ñu patam ñu def ñu leen neex jël suñu alal jël suñu xaalis néew ñu doole dem. kan moo wax ne ci Dakar. ñoo jël sama passeport El Capo moo téye sama passeport jour vendredi la maa ngi koy gis mu téye ko nii moo ko jox Dakar keroog fan yële woo naa ne ko El Capo ma ne ko bu ma jox sama passeport laa soxla mu ne ma mi ngi si Dakar dinaa fexe ba mu jox la sa moto yi fexe ba jox la sa passeport depuis loolu déggaatuma ko nag mais waaw. en tout cas bon li ngay expliqué nii doy na waar mais gis nga ci trajet bi ngeen jógee de Dakar à Thiès. dañ leen doon menacé dañ leen doon précipité wala. dañ doon menacé naan waaw da ngeen a doon ay ngaax ngeen sombu toon noonu ngeen téye ko yéen ngeen waroon muus jël som bi bu leen laajee ngeen di yoroo ma ne ko man sama ngor laa ànd bu may dee. mu ne dafa da nga waroon jël xaalis bi ne yoroo. nee na ma war a jël xaalis ne yoroo ma ne ko man sama ngor laa ànd ba may dee. bu doon ay milliards suñ ma ko laajoon tamit dama koy génne 5 millions du dara maam ak 5 millions ba ñëwee bañ ma ko laaj dama koo génne teg ko sa table bi jox leen ko te li may wax moom xam na moom mi ngi may dégg xam na li may wax bu baax a baax. yow fi mu toll nii lan nga leen di laaj sama passeport laa leen di liggéey moom bëgguma am ak ñoom benn problème ak sama machine yi ñu confisqué nañ ma ko jox. en tout cas yow moom yow yaa compté ba affaire yi mot 250 millions te d'habitude Farba Ngom moom day faral di suy wàcc wala muy ñëw di àndaale ay xaalis ci biir ci kër gi ko denc ba pare am na sax. parce que dama dégg ñu ne xaalisu campagne la woon wala quelque chose du genre. ay dil la ñoom Farba Ngom xaalis bu mu yor lakk jeexalu ko day sax xaalis. parce que damay dégg démb gis naa seen benn intervention ñu ne xaalisu campagne bi lañ fi dencoon campagne bi 2019 bi. loolu la ñu wax. waaw loolu boobu demeewul noonu. ñoom xam nañ. ok xaalis sàcc la ñoom ñoo ko xaalis réew mi lañ jël di ko dugal fii di ko teg ci kër gi. doomu gis ni papam day sàcc moom tamit mu jël xaalis bi di ci foofu jënd oto El Capo oto boobu sax moom la yoroon di ci buloo. El Capo moom El Capo moom oto boobu la yoroon di ci buloo man dama doon gis statut nii dama mujj di vieux statut ma jékki-jékki supprimer numéro parce que da doon chaque instant da doon dem boîte. moom. oto bi nga xam ne bi doomi Farba Ngom bi sàccee xaalis jënd oto policier Farba Ngom bi mu dem jëli Thiès pour mu ñëw jàpp xale yi. oto boobu la doon dawal te oto bi jeunes yi nee nañu après policier bi dafa doon jël oto bi di ci def ay statut maanaam di blow policier bi c'est un policier corrompu à Thiès muy dawal El Capo xam ngeen ko le policier Rastaman El Capo
mu nekk Thiès di noos ci alalu baadoolo yi maanaam ci càcc ci alalu voleur maanaam adduna bi yëpp teg ko bët Sénégal yëpp teg ko bët ngaay damay dellu siwaat rek encore une fois ci beneen vidéo boo xam ne daf ñuy jox ay firnde ci ki nga xam ne moom mooy El Capo mais laataa may yegg ci El Capo xanaa tàmbali rek wax leen xam-xamu Farba Ngom fu mu toll xanaa loolu bëgg ngeen koo xam parce que jàngul école jàngul i ni a ni b te alquran tamit zéro arabe zéro dama leen di tagal Farba Ngom mi génn di jéem a tari inna anzalnahu fi laylatul qadri loolu tamit am nañ ko bu ñu jógee ci loolu nag ñu continuer lii pour won leen xam-xamam fu mu toll bismillahi min shaytani rajim bismillahi rahmani rahim inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu malaikatu ruha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr saraka allahu mawlana al-azim gaay maa ngi leen di jéggalu mais dama bëgg ngeen déggaat tari Farba Ngom inna anzalnahu il insulte de tous les bords li nga xam ne moom mooy l'islam déglu leen Farba Ngom allahu akbar kabira bismillahi min shaytani rajim bismillahi rahmani rahim inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu malaikatu ruha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr saraka allahu mawlana al-azim ok ñu continuer parce que jarul may corriger je pense que beaucoup parmi vous xam ngeen déjà ndeysaan alquranul karim le livre le plus béni le beau livre njàng yi am solo lool ndeysaan aoudu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim jarul sax ñuy dem foofu je pense que c'est pas le but mais au moins xam ngeen ne jàngul jongul amul benn xam-xam amul benn connaissance donc ñu continuer rek xool moom Farba kaddu yi nga xam ne ñun dañ leen koy dañu bëgg ngeen xam kan mooy El Capo El Capo dañu bëgg indi benn vidéo bu ndaw rek ci moom mënuma cee sori nag lool waaye dinaa leen indil tuuti rek ci El Capo ah. war mais tout d'abord léeg-léeg nit ñi dañuy xaw a ignorer seen droit ak seen devoir yooyu noonu ñoom citoyen naka nga gisee loolu en tant que citoyen. waaw loolu dama naan lépp rek boo xoolee si njiiti la. ndax ñun à l'époque au moins def nañ école primaire te li ñu xam yëpp fa lañ ko xamee daan nañu jàngal l'éducation morale éducation civique ba si éducation physique éducation bu nekk daan la ko daan tegal à l'école donc même à l'école primaire boo ci génnee rek da nga doon pare pour que nga mën a jànkonteel adduna bi ak dund bi ni ñuy dundee bu dul lool sax sa kër si boppam dafa am li nga xam ne moom la ñuy wax éducation de base nit ñi dañu daan yar d'une façon boo xam ne même boo demul à l'école da ngay pare pour mën a jànkonteel ak société bi de nos jours nag on est un peu malheureux nekkatul parce que ku nekk ak bopp sa bopp ku nekk da ngay bëgg gérer selon yow di nga xalaatee te bu njëkk bu ñëpp doon participer ci éducation bi mais tey dafa xaw a doy waar. voilà bu ñu revenir tey ci li waral waxtaan bi dafa am benn policier boo xamante ne coow topp na ko fan yii yëpp tout d'abord ñu ngi ko yëpp fee bi mi ngi amee Thiès te moom dafa nekkoon koo xamante ne mi ngi woon ci police su Grand Dakar yow nga nekk un habitant de Grand Dakar muy El Capo mu am ay phénomène boo xam ne jot nga ko dund ak moom est-ce que mën nga revenir at ci fee yooyu. Amina man Grand Dakar laa juddoo màggee fa yaroo fa d'abord début émission bi dama waroon présenté wu. wax fi ma dëkk ak yooyu mais heureusement yaa ngi dugg ci loolu maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax kooku nga wax nag benn phénomène la boo xam ne noonu laa ko mën a tuddee parce que man je suis contre l'injustice banditisme dañ ko war a éradiquer tuxkatu yamba jaaykatu drogue agresseur waruñu nekk ñoo xam ne dañu war a nekk ci dëkk bi waaye aussi dafa am yenn nit yoo xam ne waruñu nekk police ce gars là xaw ma ñaata tour nga wax kooku noonu lépp luñ ko waxal am na lu ñu bàyyi
il est pire que la peste man Siré maa ko wax te dafa am fu ma ko teg fu leer. Ça veut dire que El Capo. J'ai eu des problèmes avec la police mun naa ne malentendu la woon waaye moom en tant que acteur nu mu ci doxalee man am naa sañ-sañu ne moom buñ ko nee moo rey nit bu parce que il est capable il est pire que la peste laa wax donc li may wax dama ko teg nag fu leer ba peut-être nga laaj ma wax la. voilà parce que quand tu dis que ni am nga altercation ak police mu jur malentendu ba moom mu am nu mu ci doxalee ba tax tey nga génnee kàddu yi nga génnee muy dëggal liñ ko jiin dañu bëggoon yow li nga jot a dund ak moom mu metti la lool nga may ñu si. Amina, je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire. C'était si même période bi xaw na yàgg tuuti maa ngi doon préparer benn événement bu mag bu ñuy wax l'histoire de Yaay Noël. C'était Noël pour les enfants démunis au niveau de la biscuiterie ñuy def spectacle bi ma yoroon direction artistique bi donc boobu ñu ñëw fekk ñu si plein répétition ñu ngi ko doon def en collaboration ak benn association bu nekk en France tout couleur. donc ñu ñëw na ma yéen seen kër kat am na benn étage bu fa daanu dafa am ay nit yu wàññeeku même pas man dafa mel damay gisaane waruma di xalaat une heure xaw ma 2 heures de temps avant loolu maa ngi toog sama buntu kër yaay ma ngi naan ñaari tali seen kër yi doy nan waar nii sama xel dem si ñoom ma daw bàyyi lépp bi ma demee il se trouve que ne am na ay nit yu fa nekk yoo xam ne ñu ne ma 3 nit wàññeeku nañ mu ñëw xool sama waa kër gis ne vraiment alhamdulilah rabbil alamin ñoom ñëpp ñu ngi fa. waaye mag ñi comme dañoo xaw dañ kumpa te man bëgguma lu ne tëll rek nit ñi dem seetaan yi ñëpp xam nañ sama jikko man lépp mën na xew sax nit ñoo may ñëw di ma nettali nit ñi sax damay nekk si kër gi ñu foog ne dama voyager parce que je bouge pas soxlawuma leneen kenn dul sama objectif bopp. donc ma ñëw ni ma ñëwee gis affaire yi ma ne ñëpp mën nañ xaaral mu xool jànk yeeg yooyu parce que ñoom ay seetaankat lañu noonu ma ne naa jaaraale noonu demaale fi may liggéeyee pour wax leen ne tey daal nekkut mu humeur pour liggéey ndax li xew suma kër c'est à 2 pâtés de maison ñaari kër yi ñoo dend vraiment c'est ay voisins lañ ay tout amatuma doole pour liggéey noonu lu may ñëwee di romb am na benn périmètre de sécurité bu fa nekk y avait la police y avait sapeur y avait xam nga ministère public I don't know bëri woon nañ daal parce que dañ doon constater noonu am benn si foule bi ku génn di yor appareil am di photo rak foule bi yëpp dawee man après ma taxaw ne ko waaye mais sa waay yow bàyyi photo yi waaye loo may photo nii xaw a baare tuuti quoi mi ne ma noo photo ma la ma ne ko si ñun ñaar ñoo fi nekk objectif la quoi yéen 4 flash kay ñu jàkkaarloo photo nga ma mi ne ma non bi mu ñëwee indi affaire bi nekk vide nekk benn noir ma ne ko non bi ma téye di nekk si menu pour wan na ko photo nga ma mu jëlaat photo bi benn ku yoñaar sama loxo ne ma yow sax da nga xamadi ma ne ko xamadi si nan mi ne ma yow sax da nga réew ne ma tar poñe ma ne waa mais kii doy na waar de kii mu poñe journaliste bii moom ak journaliste yi nii la ñuy def da ngay def rek ñu kii lay après yóbbu la kër yaama di tax waa ji nga ma yow sax da ngaa réew te et puis sax da ngay dem ma ne ko dem gaañ teggil sa poñe bi dëgër na et puis et tout waajee ngi doon ni ko xam def race et tout présenté wul xaw ma ko mi ne ma da ngay dem ma ne ko dem fan mi ne yow sax da ngay nangam taan dem ma ne ko tey rek lay nangam taan balaa maa comprendre ndakate police la amal affaire si jaxasoo bi ñu jaxasoo je faisais que me défendre bañoon ko ma humilier parce que bu doon dama doon xeex ak ñoom kon tey jii ba léegi maa ngi ci kaso bi waaye yàlla dimbali ma maîtrise di défendre ba sama rakk ñëw na ma sama yaay kat daanu na fële te ñuy police lañ kenn du def ak ñoom nii comme je faisais que me défendre je me suis laissé faire ñu jàpp ma mënatama dugal ma si biir oto bi ñoom seen bopp ñoo ñëwaat ne ma teel waa quartier bi parce que ba mu dugalee si biir oto bi jàmm jeex na quartier bi jóg def émeute xeer yi commencé kërëng bañ jaaxle ñu ñëw ne ma kat teel waa quartier bi nii ma ne leen yéen nee na ma takkal mën a dugal ma ci oto yi mettre ma xam nga en respect naka laay mën a man di intervenir di wax waa quartier bi loolu mënul nekk noonu gars yi yóbbu ma paquet ma doog yóbbu ma police am na ku ma àndaloon koo xam ne moom tëb barrière bi rek ñu ne ko non muy yóbbul jabaram reer ñu ne ko non dugal ko si biir oto bi ñun ñaar ñoo bokk même fait même cas moom dafa ne tal biir police Grand Dakar ñu mas ko courant mu xam maanaam gars yi doy nañ waar de nii sama xel maa ngi réfléchir gars yi jël bogo dugal ma seen bureau yooyu. Amina si laay doog a comprendre que ne police gars yi dañuy wax mais parfois y a des gars yoo xam ne doy nañ waar quoi ndax traitement
bu dul traitement bu ñuy def nit ci lu bon def nañ ma ko foofu et ki mu ko def directement ki commencé hostilité yi directement mooy le gars là ñuy wax ne moo rey nit te cas yi nga xam ne moom yàgg nañ ko ci wax cas boo ko ci wax il est capable de lu raw loolu j'avais les menottes derrière accroupi mu jël tànkam daal di may def clé man damay def arts martiaux boobu je pouvais rien faire mu ne gars yi génn leen cours yi mu naan cours. waaw mais attends pourquoi ñu lay traité noonu comme si que tu étais un criminel wala yow da nga commettre une faute très grave boo xam ne moom moo jar loolu. mais I don't know gis nga may ma tuuti Amina ma terminer pour répondre sa question boobu gars yi commencé seen cours gars yi dóor cours ba seen xol sedd man je me suis dit ma ne affaire yi commencé na tàng comme mënu ma woon chronomètre temps mënu ma woon def dara mais je suis quelque part musicien. ma ne xaaral naa xaw a voyager tuuti voyager esprit bi tuuti comme le font les artistes parfois bu ñu nekkee ci des moments pour am tuuti bi yóbbu seen esprit xaaral ma compter 12 mesures sama moyenne mais xam naa ne lépp lu ñu ma ko def nañ ma ko plus de 12 fois ay cours yoo xam ne nu mu toll door nañ ma ko plus de 12 fois ñu pare kiyaat ñun ngay saaga ma ne leen yéen boo leen dellu fi ngeen dellu ma dellu fi ma dellu woon ndax je savais pas que vous étiez des policiers yàlla bi ne fait pas le moine ah bon. indi leen génn leen liif yi ñu génn ay liif. ki doon wax loolu moom mooy El Capo. El Capo avant boobu ki ma ko sekkaloon directement le gars qui se trouve qui s'appelle Babacar moom si boppam mbéj na ma moom ba xolam sedd moom waxtuñ mbéj na ma ba loxo yi jàpp xam naa dafa amoon problème mu alter suma lexi donc voilà ñu commencé indiwaat liif dóor ba seen xol sedd ñu yëkkatiwaat. en bon ñun ñiy jàppal baay affaire yooyu boobu Babacar ñëwaat ak courant plus de je sais pas combien de fois man je me suis dit après ma ne mais man quel est le problème xanaa gars yi ñii dañ leen digal sacrifice su puune ñu jaawale ma ak puune pour sacrifier ma pour ñoom ñu am lu ñu parce que je savais pas pourquoi lan ma acharnement boobu lan moo waral agression boobu lu waral loolu ci benn malentendu boo xam ne am naa ko ak ñoom pourquoi nga ñuy saaga ma ne leen mais je savais pas que vous étiez des policiers mais loolu nit ki ak loo nekk xam nga am na yoo xam ne rus naa parce que xam naa ne du ma ko wax sénégalais ñu ngi ñuy seetaan mais sama xol yegg na foofu loo nekk mbaam war. defe naa lii tamit vidéo yi dafay gudd mais il fallait ma arrêter ko fii dama leen bëgg a wax rek ki nga xam ne moom mooy El Capo ki nga xam ne moom mooy policier bi nga xam ne moom la Farba Ngom yebal pour di jàpp ay nit pour di dóor ay nit parce que ñoom tappale yooyu buñ koy def mënuñu dem justice di porter nit plainte dañu am seeni ay policier bopp am seeni ay gendarme bopp am lépp loo xam ne dañ koo soxla ci ay jumtuwaay ci ay defkatu ñaawteef pour ñu leen di doxal seen ñaawteef yooyu maanaam tey bu ñu sàccee ay milliards kenn mënu leen jàpp kenn mënu leen wax dara parce que ñoom ñooy borom dëkk bi ñoom dañu am seeni ay alkaati bopp dama bëgg nag ma ñëw indil leen Farba Ngom ci boppam fi muy avoué li nga xam ne moom mooy sàccum alalu Sénégal bi parce que xam nga tey ñun dañu wax rek waaye Farba Ngom ci boppam génn na am na ay kaddu yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci alalu Sénégal loolu nag dinaa leen ko tegal ngeen déggal ko seen bopp. il se nga xam ne di jaay jub. mi ngi présenté boppam. di jaay jub laa wax de. man maay wax ak moom man Farba Ngom. maire des Agnam. honorable député à l'Assemblée nationale maay wax de. sama biir oto la ñu dugg. fu ñu àndoon. ak li ñu doon dox. moom xam na man xam naa maa ngi xaar bu mu tontu nag. yéen ñaar da ngeen doon dil kon wala da ngeen bokkoon dil yéen ñaar wala. c'est-à-dire xam nga maa ngi lay wax lenn rek pour nga comprendre. moom xam na fu ñu doon dem. moom xam na li ñu doon lijjanti. man su ma nee man du ma démarché dara pour am dara maa ngi wax lu amul. man du ma complexé. parce que même ci wàllu suuf bi nga xam ne tey dama ciy yëngatu. sama démarrage bu njëkk ci wàllu suuf courtier la. loolu je suis fier. da ngay jël commission. bu baax a baax courtier la. dama nekk d'abord courtier ci wàllu kër njaayum terrain jëndum terrain. foofu laay tàmbalee dëkk Pikine li may wax loolu ñi ma defal samay amis d'enfance xam nañ ko. ma am fierté encore si ma bokk. nekk ci ndey ci baay géwél. ma xalaat ne nag nit dafa war a gëm boppam. warul nekk dépendant da nga war a yëngatu
nga xool ndax yàlla dina la wuyu li ma yàlla suñu borom may tey moom la neex mu jox ma ko mais dama yëngatu nekk ay courtier kër yëg di wàcc dinaa dox peut-être une semaine du ma jaay sax benn terrain damay dox ma sama tànk yi pënd normal mais ma koy assumer rek dox rek loolu dama koy assumer lu tax moom Thierno Alassane Sall di jéem a jaay njub te moom na rappelé wu man ak moom bu ñu sama oto lañ dugg man mais fan ngeen doon dem yéen ñaar ban deal ngeen doon c'est que du deal dafa am loo xam ne moom xam na boobu il était ministre de l'énergie. Ah bon? Sama oto lañ dugg. Dama en tant que ministre mu dugg sa oto yow. Sama oto lañ dugg laa wax. Moom ministre li ma waxante ak moom ñun ñaar li ñu waxante xam na ko. te temps bu ko weddee ñu xam. mais après dafa am xaalis. dafa am fi ñu demoon waxtaane waxu xaalis la ñu waxtaane moom xam naa. ah ba nga jël xaalis la ñu waxtaane. jël na moom yaa nga ne jël na moom jël naa. maa la wax loolu. man maa la wax loolu. ku nekk jël. Thierno Alassane jël naa maa wax loolu. jël na dafa mën a wax jëlul. boo xëy ne jëlul dinaa wax montant bi dinaa wax ki ko jox. te soo gisee waxuma sax ki ko jox. kooku dama ko respecté lool. mais bu du woon loolu dinaa wax ki ko jox montant bi mu jël ma wax ko montant bi ma jël ma wax ko. parce que man non du ma wax sax li ma jël maa ngi xaar bu mu tontu boobaa ma leeral ñaar yëpp li ma jël dinaa ko wax li mu jël dinaa ko wax. man dinaa ko wax. waaye Fatou li nga wax nii rëy na nii. waaw rëyul dara dama parce que xam nga nit da ngay assumer loo def. comme du sàcc du détournement loolu soo ko defee nekkul loo xam ne da ngay nëbbatu mais di jéem a njaay njub di jéem a njaay man dama jub du ma lekk xaalis te waaye Thierno Alassane bu mu ñu fontu nag moo dàq dóor ay jël ay enveloppe fii di ko def ci biir poosam nii. waaw yow ma wax dama tontu man maa wax de man maa wax dama tontu maa ngi xaar tontam dinaa wax montant bi et dinaa ko wax. yéen seen montant bu ndaw yéen ñu dugg ay 100 millions dinaa ko woon ne dinaa ko woon ne. ay milliards ngeen jël. du ma renseignement généraux. mais dinaa wax. xam nga li xew en dehors du montant bi mu jël dinaa la wax même le numéro du billet d'argent bi mu encaissé. man maa lay wax loolu. yoo xam nga numéro billet d'argent dafa xóot. xam nga loolu. waaw dama ko musul woon xam naa ko. moo tax saa yu may dox dara ak moom rek sóoraale naa ko. ah kon yow musul wóor moom. laa ilaaha illallah. Thierno Alassane Sall mooy genre ñoo xam ne barki yàlla bi ñu nekkee ci opposition mu jiite cadre de l'APR laa musa wax ne man te loolu am na ñoo xam ne doy nañ ma témoin kii bis bu ñu faloo ba bu aajam bu soxlam fajoo moom mooy njëkk a war Macky Sall. noo ko xamee woon. jikkam la. moom d'abord dafa iñaane Macky Sall pouvoir bi loolu problème la. dafa iñaane Macky Sall pouvoir bi man mii wax naa ak moom loolu benn kàddu en knock-shot ñu dajee ci marché 5e ma ne ko Thierno un engagement que ça soit 100% ou nga démissionné. parce que dama gis yenn saa yi ngay déconné ñu lay woo ngay toogaat ci président da nga engagé wu pour ak projet politique bi Macky Sall di defar nga ànd ak moom. pour ci demal ba jeex. alors boo demee ba gis ne yow xam nga ne Macky Sall doy la ci njiit ci wàllu projet politique bu muy def. retire-toi bien avant d'aller très loin. wax naa ko loolu marché 5e en Mauritanie. mu ne ma non Farba juste engagé. c'est que nag dama nekk nit koo xam ne parfois damay def lii li mu doon wax yëpp dara gëmu ko ci. dara gëmu ko ci. mais kon position bi fi nekk tey di xuloo di wax. mais gëmuñu lu ñuy wax. mais quand même Fatou li nga wax noonu rëy na mais leneen quand même président Macky Sall dëgg ku wax lii wax la leen ku dig njaag mooy njaag. ndax moom lan moo ko signé loo xam ne leer na ko ni lii baaxul. kooku la. président Macky Sall lan la signé. décret d'approbation bu mu signé Finish Corporation fan la ko teg. xaaral ma wax la leen pour nga comprendre am na loo xam ne du man may nekk seede. danga may ma génne ko askan bi gis ko. ñi ko jotu doon am ñu yëg ko waxu Thierno Alassane Sall laay teg. man sama bopp. moom Thierno Alassane Sall bi mu nekkee ministre de l'énergie. li mu waxoon. waaw moom moo ko wax ko assemblée nationale mi nga xam ne aussi c'est pour le pays. loolu nag doy na waar lool yaakaar naa bu Thierno gisee lii dina bu xamul dina jëlaat boppam tuddewaat boppam benn. voilà gars yi je pense que yéen a déggalaat seen bopp toujours rek ay kaddu yi nga xam ne moom la Farba Ngom yëkkati mu indi ko ci li nga xam ne moom mooy
ay accusation yu garaaw a garaaw yoo xam ne tey mën naa ne képp kuy sénégalais je pense que yaa ngi téye sa gémmiñ ci suba ba léegi parce que ce cas Farba Ngom est vraiment un phénomène que tous les Sénégalais vivent aujourd'hui te ñuy laaj suñu bopp même question bi rek c'est quoi exactement l'utilité de Farba Ngom dans le gouvernement du Sénégal ndax tey ñun li ñu gis à la tête de cet état mooy vraiment dañu gis ne président Macky Sall respecté wul doomu aadama yi te dañu bëgg rek toujours di indi ay leeral ci li nga xam ne aussi moom mooy suñu combat dafa am ay kàddu yoo xam ne bëgg naa ko yëkkati waaye laataa ma koy yëkkati. journalier 10 ans man ini parcours def naa fa 10 ans journalier 10 ans wax leen ma ci ban réew la am. amul wax leen ma ban réew moo am journalier 10 ans Sénégal ngay nekk si naar yi di liggéey journalier 10 ans comme si que ne yow war a doon employé bu amee soxla kenn du la ko fajal ñoom duñ la lebal. ngay xëy di dundee noonu ba xëy faatu sa doole jeex ñu dàq la dem jëli keneen. ah nañ wax si ban réew lañ nekk bu fekkee ne ñun ay étranger lañ ñu bindal ñu suñuy carte d'identité war nañ ñu ay étranger lañ. gars yi ndax yéen a ngi déglu li may dégg ndax yéen a ngi déglu peut-être man li may dégg balaa may ñëw ci am nañu ay invité yoo xam ne vraiment bëgg naa leen dugal ma jéem a ceewoo ki nga xam ne moom mooy Hakim ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy mbirum Farba bi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To cater to the local. Sëñ Hakim maa ngi lay ziyaare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. waaw yàlla nañu yàlla may jàmm ñun ñëpp ñu bëggoon rek am ak yéen waxtaan. alhamdulillahi rabbil alamin. Back and forths with him. jéggal ma indi la ci haut-parleur bi. may ma une seconde. gars yi jéggal leen ma sama branchement yi moo may jox problème. It's important to understand we have 30 markets around the country. They're not all the same. The Braves have done a phenomenal job with the Native American community. Manfred said the Native American community. waaw sëñ bi jéggal ma de sama branchement yi moo may jox problème tuuti. For me, that's the end of the story. Each market. voilà. waaw yaa ngi fi yaa ngi may dégg. maa ngi dégg bu baax. voilà donc maa ngi lay ziare bu baax a baax di la jox sa. ngi lay delloo ziare bu baax a baax. monsieur Tounkara di la ñaanal jàmm ak wér-gu-yaram. voilà donc di ko ñaanal sa njaboot. jërëjëf donc ñu bàyyi la déjà nga présenté wu comme ça ñu tàmbali waxtaan. waaw man Abdou Hakim Lo laa tudd. bon maa ngi nekk originaire de Ndiambour mais pour le moment maa ngi Dakar depuis 7 ans. Je suis un militant de Pastef. Voilà. voilà maa ngi lay ziare bu baax a baax donc sëñ bi defe naa li ñuy waxtaanee tey allo gars yi jéggal leen ñu waay ci woote yi booy gars yi may leen ñu tuuti yéen ñiy woote voilà maa ngi jéggalu xaw ma nu mu def ba coupé maa ngi jéggalu. waaw sëñ Hakim dañu bëggoon waxtaanee li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel tey ci Sénégal. et je pense que bi ci rawati mooy bi ñu déggandoo ñun ñëpp tey. effectivement. du tey nag yàgg nañ ko dégg te yàgg nañ cee waxtaan ak doomu aadama yi xëy na nag tey la gën a fës. dëgg la ndax comme li ñuy wax toujours ñu ne kuy naan di nëbbu bu mandee feeñ. absolument. mbiru Farba Ngom dafa dem ba dafa jéggi dayoo ci Sénégal.
dëgg la donc ñu bàyyi ñu lan nga ñu mën a rapporter tey ci waxtaan bi pour ñu mën cee am ay jàngat. waaw li nga wax noonu ci mbiru waajooju nga tudd noonu. comme li nga wax ñun ñëpp yàgg nañoo dégg mbiram wax dëgg yàlla. léeg-léeg ñu dégg ñu ne jàpp nañ ko ak ay euro fee. 750 000 pour être sûr. loolu am nañ ci preuve. voilà léeg-léeg ñu dégg ko ñu ne dàqalu na ab préfet fële. maanaam yàgg nañ ko dégg daal ci ay scandale li nga wax noonu mooy dégg. fu ne scandale moom daanaka. léeg-léeg ñu ne benn waaye génn ci télé ci réseaux sociaux yi ne doomam jël na 200 millions këram indi ko dénk def ko ci saaku. xam nga loolu yëpp bu ñu ko dee dégg. wax dëgg yàlla dañuy am xol bu naqari am naqar lool ndax gisuñu benn réaction boo xam ne war na jóge ci justice wala mu jóge ci keneen te lépp ñu ngi koy dégg. waaye nag comme ni nga ko waxee tey moom dañoo xëy dégg information boo xam ne wax dëgg yàlla bett na ñun ñëpp. ndax buñ gisee ak ay détails ñu ne lim am yëpp ci Sénégal. surtout ci ay suuf ak ñu xam ne wax dëgg yàlla la génération d'aujourd'hui et celle de demain am nañu énorme problème pour dëkkuwaay. mais kat benn waay boo xam ne wax dëgg yàlla xamuluñ ko benn mérite à part jege na xanaa ki jiite mi. wax dëgg yàlla xamuluñ ko nag du question dañ ko bañ wala dañ ko mer waaye xamuluñ ko bañ juddoo ba léegi dégguñu ko ci nguur gi lañ déggee turam man de ci nguur gi laa xamee turam. ñu xëy dégg ñu ne wax dëgg yàlla am na loolu yëpp ci ay mètre suuf ci Ndakaaru ndax kenn xamul par masi ban masi la mën a jaar ba am loolu yëpp. loolu wax dëgg yàlla jaaxal nañu lool ñu koy metti lu nag ba fa metti lu mën a yem xëy na nag ci metti lu ko rek lañ mën a yem ndax amuñu benn pexe pour faj ko. est-ce que mën naa wax loolu tamit. est-ce que mën nañoo wax loolu tamit. parce que je pense que comme li ñuy wax toujours. mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. waaw. est-ce que tamit amuñu saafara est-ce que tamit jotul pour doomu sénégalais yi ñu am jàngat ñu yeewu. ñu jël suñu ay matuwaay parce que je pense que bu ñu toogee tey ay politiciens yoo xam ne dañoo dëkk ci suñu ay gox-goxaan ay nit lañu yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo juddondoo ñun ak ñoom ñoo yar ñun ak ñoom ñoo màggatoo ñuy dellu siwaat di ñëw ci ñun ak ay milliards yoo xam ne wóor nañu ñun ñoom liggéeyuñ ko. amul benn werante. voilà ñuy ñëw di ñu ko jox di ñu ko daggat di ñu ko jox par morceau pour ñu delluwaat encore voter leen loolu est-ce que yaakaaroo ñun am nañ ci saafara am nañ ci saafara. waaw xam nga saafara gi li tax muy xaw a jafe mooy. xam nga population boo xam ne wax dëgg yàlla la yàlla xam dëgg la ñu ci ëpp xamuñu li xew. ñu ci ëpp jàpp nañ sax ne moom bu ñu falee nit ba pare comme tey Moussa Tounkara mi bu ñu doon ànd ak moom ci koñ bi seen jabar di ànd ak jabaram ci koñ bi seen doom bokk école bu ñu jàng ñoom jàpp nañ ne bu ñu falee Moussa Tounkara kat Moussa Tounkara waratul sax bokk ak ñoom koñ dafa war a dem tuxu faneen fa nit ñu baax ñeneen xam nga loolu ñun loolu lañ jàpp. di fi ñëw bu dara xewee pour may ñu ceeb wala ñu yalwaan ko wala mu ñu dimbale ko wala ñu dem di rang ci bureau di ko ñaan ay 25 000 ak 30 000. ñun loolu lañ jàpp c'est-à-dire di ëpp ci nit ñi loolu lañ jàpp. dañuy jàpp ne loolu mooy li logique. nit ki buñ ko xasee fal waratuñoo bokk ak moom sax suñ jabaram warut a bokk teg ñun suñ jabar marché bi. ay doomam warut a ànd teg suñuy doom. maanaam waratuñoo seq ak moom dara daal daf ñoo war a yilif moom ñu. ñun loolu lañ jàpp loolu mooy problème bi. xëy na nag ñun ñu mel na ñun wala ñu bëri xam nañ dëgg lii yoon li war a am mais xëy na lu ëpp ci population bi xamuñu ko. te xam nga li doy waar mooy man lu ma mën a xam ak ki xamul ñoo bokk benn carte bi ñu voté te voté lañ mën a dem lañ mën a def dem. waaw boo demee yow xam li xew nga voté ka nga xam ne moom nga am ci moom yaakaar te yaakaar gi nga teg ko ci xam-xam nga teg ko ci loo xam ci moom kee moom day voté parce que diwoo ko neex xam nga loolu moom mënoo ci dara. dañuy wax rek lañ mën mooy li ma la wax moo tax ma ne la wax ak naqarlu rek lañ mën. ak di sensibiliser nit ñi ku dégg bëccëg ci la ñuy xëy di ci gont wax dëgg yàlla chaque jour bu ñu xëyee ci loolu lañ nekk di wax duñ ci boole violence duñ ci boole saaga duñ ci boole dara nag waaye loolu la ñuy xëy di wax nit ñi toujours ne leen am réew du richesse moo koy développé parce que France amul richesse Japon amul richesse te pourtant développé nañ du ay richesse maanaam richesse bu ma ko wax mooy richesse naturelle du moo koy développé du démographie moo koy développé ndax ay réew yu ndaw développé nañ te wax dëgg yàlla amuñu démographie amuñu mbooloo mu bari Qatar wane na ko dëkk yu bari wane nañ ko. du itam démocratie moo koy développé ndax Chine ak yeneen dëkk arab yu bari amuñu démocratie développé nañ kon lan mooy développé réew il faut ñu xam ko. waaw bu fekkee ne maanaam benn nit am na droit jël lu parce que wax dëgg yàlla ñu wax ne moom laa am ci mètre carré lu mu bon téeméeri famille mënoon nañ cee dëkk. wala lu mu bon boog juróom fukki famille mënoon nañ cee dëkk boobu. benn jël ko moom dong ak famem di ko jariñoo ñu ci des ñëpp ñu toog di ko xool. waaw loolu moom wax dëgg loolu moom tant que réglé wuñ ko maanaam question boobu noonu
jël alalu Sénégal te du mujj fenn moom tant que réglé wuñ ko c'est pas la peine ñu dem élection jëru ñuy wax parce que waxtaan bi yépp luñ mën a wax ci àdduna loolu rek mooy régler problème faaw ñu régler loolu mooy lan session maanaam session bi moom faaw mu leer nañ parce que ñun dañoo nax ci Afrique fii gëm loolu ñun démocratie mooy élection jot nga wote gagné képp mbooloo moo maanaam moo gagné mu jeex na te démocratie nag doxalin la démocratie du élection rek démocratie c'est le mooy transparence ci lépp loolu mooy démocratie waaw loolu maanaam te loolu ñun nag foofu la ñu naxee ci ne maanaam mbir mi moom maanaam waa ji bu amee milliard noo xam nu mu ko mën a amee bu ñëwee jënd ñu wateel ko mooy falu mooy gagné mooy démocratie nu ko neex mën na koo doxalee doxalin bi moom bokk ci démocratie ñun foofu la ñu naxee ci élection waaye wax dëgg yàlla daal doomu Sénégal yëpp war nañoo yewwaat wax dëgg yàlla tax xool Sénégal te kon ku ne bañ a xool sa bopp ñu xam ne lii nii mënut a wéy ndax population baa ngi gën a yokk nit ñaa ngi gën a bari problème yaa ngi gën a bëri te benn solution indi wuñ ko ci boo xam ne nii bu jëm fenn la lu dul di enrichir wu rek jëmale ilaa midi loolu kese lañ constaté Sénégal moom benn constat rek nga mën a def mooy lan mooy politiciens yi ak ñeneen ñi leen jege seen affaire sensé na mais leneen sensé wu fi problème yi nga doon dund bi nga juddoo ba léegi problème yooyu nga continuer di dund ci réew mi te chaque année lépp gën a yokk location yi gën a yokk courant bi gën a yokk lépp gën a yokk dëkk bi gën a metti xaalis gën a ñàkk kon nag wax dëgg yàlla jot na ñun ñëpp nag ñu xoolante ci biir bët xam ne njiit moom dañ koy tànn ci li mel ci jikko dañuy tànnee njiit waaye kenn du ko tànn parce que sama mbokk la wala parce que moo ma neex li gën mooy boo demee ba xamoo sa aqullaahi taala xamoo nga maandu bokk sax bañ a bokk ci ñay tànn ndax boo tànnee ku baaxul wala nga tànn koo xam ne sa bakkan nga ko teg ma ngay lor ay nit te am nga ci responsabilité parce que nag nit mënul def lu toll ne doole ju toll ne réew wala député wala lu mu mën a doon nga jox ko nit rek ne foog na sa yoon néew ci la muy def sa yoon néew ci déedéet kooku moom foog naa nit lu mu ñàkk xel war naa xam ne responsabilité bi suñu borom joxu ko noonu rek pour muy def lu ko neex déedéet nit dafa war a xam d'abord ne def lu ko neex waru ko ci kaw suuf ci lenn nag ci élection ci lépp def lu ko neex waru ko ci faaw nit ki xam loolu te nag fal nit ci maanaam ci loo xam ne bu ñu la woon ne la sawaay kaay toog nga toog ñu lu tax nga fal kii mënoo ko wax def lu la neex la kooku nag faaw nit ñi xam ko nag muy suñ bàyyi na ci àll ba muy suñ maire yi muy ñoom ñëpp nag boo dee xamuma kat li war mooy comme xamoo nga maandu ah ki may dénk doole ju toll nii kat ndax xam naa ko ah déet xawma ci moom dara de kon maandul comme xamoo tax na nga woo gëstu li gën mooy nga maandu bu dee jullit nga waaye wax dëgg yàlla daal di jël doole di jël alal di ko jox ay nit yoo xam ne kii ni dañuy wàññeekuwaat rek di lor askan wi wax dëgg yàlla responsabilité boobu foog naa képp kuy nit wala ngay jullit war nga koo moytu man de loolu laa gëm ku xool nit nag ba xam ci moom li la wóor sa aqullaahi taala nga xam ne xam nga ko li ngay wax nii wóor na ne xam nga ko ci moom nan mel xamoo ko kooku sa jaan wàcce na waaye xooluma wërëfuma jéewuma neex rek ci li ma neex laay nekk ay yàlla binduwuñu noonu de yàlla defuñ ci wàcc wuñ ci kaw suuf pour ñu def lu ñu neex ci dara nag lu mu mën a doon amuñ droit def ci lu ñu neex kooku faaw Sénégal yi xam ko ndax loolu rek moo indi lii yëpp te muy lu metti nag lu méttee ci Sénégal waaw tant que daal réglé wuñ problème mu gestion du pays transparence bi c'est pas la peine li ci des yëpp deuxième la ndax xam nga jël alal ju toll ne comme li ñuy wax waa ji ne jël na ko li tax mu bon mooy dafay dérégler lépp ndax yow miy liggéey teg ko ci yoon di gagné ay 10 000 ay 20 000 francs 30 000 moom mu mën a xëy ci ñaari at wala ñetti at wala ñeenti at mu am ci milliard suuf si nga war na jënd pour dëkk mu dem jënd ko yow yaa ngi dajale pour dem jënd suuf moom mu jël suuf su teew moom ko moom njabootam léegi boo demee ba la ngay dajale mat foo jëm du mat mukk bay laay mi diini da ngay nekk ci location nekk trop du mat parce que terrain bi nga yaakaar na yow 2 millions nga ko war a jëndee moom mu jël ko téye ko boo demee ba solo ko 10 millions la koy jaay wala 15 millions doo mos a am 15 millions parce que li ngay dajale mënoo ci dajale 15 millions boo ci dënee lu ngay dund da ngay ne ci musiba ba dee taw Sénégal yi xam loolu xam ne c'est-à-dire conséquences yi par la force daf lay dal mënoo ci dara tant que yaa ngi dund ci suuf Sénégal da lay dal ak koo mën a doon daf lay dal niveau de vie bi day gën a yéeg heure bu ñu xëyee ñi ngi ci problème mu niveau de vie parce que ñoom ni ñu amee alal niveau de vie bi chaque année dañ koy yéegal ñoom ndax ñoom koo ci gis tey mu amee million tey bu suwaa ñu ne am nay milliards xam nga loolu nag
wax dëgg yàlla dafa jot nag ñun ñëpp ñu toog xool nag xam ne nag wax dëgg yàlla nag mbir mi nag dëgg jot na nag ñu jël ci ay responsabilité xool ba xam nan la ñuy taxawee ñun doomu Sénégal yi surtout ñun ñi nga xam ne au moins xëy na xam nañ lu xaw a xew tuuti ñu jéem di gëstu te bañ a jiital suñu xel xam ne àdduna dafa am na ko suñu borom bindee maanaam suñu borom bindewul ci àdduna ci lu ko neex rek lu la neex rek déedéet maanaam suñuy émotion doxul àdduna ci ay réalité lay doxee réalité yooyu nag tant que respecté wuñ ko ñun nit ku ñuul particulièrement sénégalais faw ci musiba mu mel ni rek ñu dund waaye bu doon ña koy def ñoom kese ñooy dund musiba ma du garaaw mais dañ ciy boole lor ñëpp ndax bu élection passé dañuy wax fal nañ jeex na demal toog ña nga fal moom lu leen neex xëy def lu leen neex gontu def te lépp lu ñuy def mu dal sa kaw te mënoo ki dara kon daal war nañoo waat population bi ñu xoolaat seen diggante ak yàlla ci lépp lu ñuy def d'abord nga xool sa diggante ak yàlla ki ngay fal ndax wóor na la ne li ngay wax nii ak ki ngay dénk nii li nga yaakaar ci moom nii mi ngi ci moom waaye man gëstuwuma xamuma samay néew ci moom a neex Sénégal noonu lay fale ki nga fal ci li la neex nag wax dëgg yàlla ba la yoree ci ni ko neex war na laa neex man loolu laa gëm ki nga fal ci li la neex mu yoree la nu ko neex war na laa neex bu dee nit la ñun nag boo gisee parce que ñun faluñu leen parce que doyuñu li tax doyuñu nag dañ ko gis ci ñoom gisuñ ko ci seen parcours gisuñ ko ci seen discours gisuñu ci ñoom kenn koo xam ne mas ngaa wax lu aju ngooñ maanaam wax ju tegu fenn wala wax ci benn dossier boo xam ne mën nga leen koo lakkat ne leen mbay mi wala sàmm gi lan ngeen ci xam ñu wax ko déedéet xastaate saagaate wàccaacaa diwo fi nekk diwo ñu gën maay moo borom doole ji moo moom fii loolu rek ci la ñu nekk loolu nag wax dëgg yàlla dafa yorutum réew mooy waxu wolof bi rek xam nga mooy lekkuma ci ndab naa ci xëpp suuf loolu mooy waaw li xew daal comprendre tuñ ko waaw loolu daal moom maanaam daal naqar woowu daal lañ ci am wax dëgg yàlla métti nañu lool ndax li nga wax kooku moom wax dëgg yàlla bañ ko xamee ba léegi mosuñ koo dégg ci lu maanaam loo xam ne dañuy dégg déedéet mosuñ koo dégg ci loolu de wax dëgg yàlla bu nekkul ci télévision bi di saaga wala muy ànd ak ñuy saaga ku ci mel ne ñoom Penda Ba ñu mel noonu nga xam ne moo leen fi doon défendre moo yóbbu Penda Ba ko moom moo jël Penda Ba yóbbu ko bitim réew c'est extraordinaire moo ko def kay moo ko saagaloo moo indi Penda Ba mu saaga wala fu Sénégal yëpp bi mu paree mu daggal ko billet yóbbu ko defal ko passeport diplomatique moo tax ma la mosuñ koo dégg ci lu ñu neex bañ ko xamee ba léegi espace public bi mosuñ koo dégg ci lu excellent toujours rek ci ay conneries yu mel noonu la ñuy dégg def na lii ma ngaak Penda Ba ma ngaak xuloo ki gouverneur ma ngay yore alal ma nga ceen jàpp nañ ko ci pass loolu daal lañ ko xamee ñun wax dëgg yàlla bañ ko xamee ci espace public ba léegi mosuñ koo dégg ñu ne lii de lu excellent la moo ko def ak dégg di ko dégg muy wax naan war nañoo teg ay loi yoo xam ne ku mosul jiite service doo nekk président xaw ma doo nekk xaw ma lan loolu de laa dégg muy wax benn projet de loi boobu de laa mës a dégg mu génne ko ci làmmiñam ñu fexee ba éliminer ay sénégalais comme moom ñu bañ a bokk ci élection loolu dong laa ko mës a xam ne nag benn baat boobu laa mës a dégg ci moom ci projet de loi benn boobu laa mës a dégg télé daal mu ne loolu war nañ koo xalaat xaw ma man jiite service ak nekk président lu ñu jotee laa xamul man waaw mais léegi beneen kàddu bi ma bëgg a laaj bu ñu mënee ne tey géwélu président de la république ci li nga xam ne jiiñ nañ ko dañuy taxaw ci loolu rek ndax yéen a ngi ci terrain bi dañu bëgg yenn saa yéen di leen sonal géwélu président de la république buñ ko tuumaalee 25 milliards léegi président de la république moom ak famille am ñoom ñaata la ñu am waaw loolu la soo ba léegi loolu la Sénégal yëpp di posé nga man démb dama ne leen man su ma gisoon fu ñuy déposé CV pour nekk géwélu président moom dinaa fa dem déposé ginnaaw man ba ma dalee liggéey ba léegi amul bis bu ma xëy ah comme xaalis rek laay xëy di wër te man mënuma am sax million bay ami milliard allah akbar te Moustapha Cissé Lo moo ñu wax nañu waajoo ji ay pousse-pousse la yoroon ab brouette di def njool garage moo ñu ko wax dinaa ko teg leen 2012 dinaa teg leen waaw war nga ko fàttali Sénégalais yi njool garage jërëjëf sëñ bi waaw léegi nag li nga wax mooy dëgg lu président war a yor loolu mooy la vraie question boobu la ñu war a posé exactement waaw wax dëgg yàlla sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal luy sa kàddu bu mujj merci waaw xanaa di la sant di la gërëm rek di la wax ne yàgg nañ la suivre wax dëgg yàlla jërëjëf wax yàlla bi nga amee jafe-jafe dëgg ñaan nañ ci wax dëgg yàlla ñu mën yëpp def nañ ko ci en tout cas gëm naa loolu wax dëgg yàlla parce que keroog bi nga xamee ne nee nañ wax dëgg yàlla yaa ngi maanaam jafe-jafe wàññeeku na wax dëgg yàlla am na ci mbégte mu wér du xam la nag waaye dañoo xam ne wax dëgg yàlla bu ab état di utiliser lu toll ne diplomatie ngir am moodu wax dëgg yàlla nag vraiment là moom c'est trop quoi dëgg
waaw kon nag di la ñaanal jàmm rek. merci beaucoup. di la siyaare bu baax jërëjëf Tunkara merci beaucoup. Rokhaya nee na 70 000 milliards Rokhaya en tout cas Aliou Sall rek moom luubal na 6 000 milliards li ñu luubal ci ay milliards rek buñ ko dajalee yëpp ëpp na vraiment 10 000 milliards donc booba ne am nañu 70 000 milliards it du ma ko weddi parce que en réalité doomu Marème Faye Sall bi rek Amadou Sall tey li muy pesé ci alal ci Sénégal ëpp na 100 milliards ëpp na 200 milliards loo xam ne ñun dañ ko xam te mu wóor ñu te xam naa ne investigation yi tamit ci fa la jëm ndax fan yii incha allah fas nañoo yéene indi ay leeral ci Amadou Sall ñaata alal la am kii di Amadou Ba aussi gars yi Benno Bokk Yaakaar tabb ko xaw ma coordinateur la xaw ma nee nañu moom la ñu bëgg a tabb pour mu doon maire Dakar waaye dinaa leen fàttali lu caat mu yaanaamaar wax ci loolu moom duñ ci sori waaye dama leen di indil ay kaddu Moustapha Cissé Lo lim ñuy wax ci waa ji kooku nga xam ne moom mooy Farba ki ñu accusé nii ne dafa yor ñaar fukki milliards ak juróom déglu leen Moustapha Cissé Lo ba pare di ko xas am benn géwal boo xam ne bii da doon puus ay brouette Farba Ngom ay brouette la doon puus barki démb dama koy wax bul ma kobas barki démb yorul dara lu mu am dañ ko yàgg moom a yem ma xeex ba ñu jot pouvoir mu may saaga kon nit ku dul sa nawle moo la gën cib juddu la ngay jëf bu guddee du ko jëf moom du fanaan këram daani kam fajar la ma waxoon ci Mahmoud Saleh lay dem luyee na benn barab boo xam ne fa lay ne toujours ba 4 heures du matin kooku war naa xas gor soo xam ne billahi wallahi taala bu ma ko dóoree paxtab yàlla day faatu nama ba dama koy waxaat ay kilifaam neeñ ko ni dumam nawleem dumam dégg ngeen voilà Moustapha Cissé Lo bamtu nañu kii Farba Ngom ñu ñëwaat ci rek lépp ba pare di ko xas am benn géwal boo xam ne bii da doon puus ay brouette Farba Ngom ay brouette la doon puus barki démb dama koy wax bul ma kobas barki démb yorul dara lu mu am dañ ko yàgg moom a yem ma xeex ba ñu jot pouvoir mu may saaga kon nit ku dul sa nawle moo la gën cib juddu la ngay jëf bu guddee du ko jëf moom du fanaan këram daani kam fajar la ma waxoon ci Mahmoud Saleh lay dem luyee na benn barab boo xam ne fa lay ne toujours ba 4 heures du matin kooku war naa xas gor soo xam ne billahi wallahi taala bu ma ko dóoree paxtab yàlla day faatu nama ba dama koy waxaat ay kilifaam neeñ ko ni dumam nawleem dumam. En tout cas ça devient de plus en plus dangereux léegi ma ñëw ci ki nga xam ne moom mooy suñu deuxième invité bi ki ñu doon waxal léegi Hakim la donc dañuy dem ci borom muus yéen a ngi fàttaliku muus sekk daal dañu ñëw ci moom it dafa bokk ci suñu invité yi tey mu am ay leeral yoo xam ne dinañu ko indil voilà nañu ñëw ci muus sekk asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah. sama sëriñ maa ngi lay ziyaare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. waaw maa lay delloo ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay. waaw comme dañoo bokk ci Sénégal mu doon réew moo xam ne ndeysaan jafe-jafe yi jéggi na dayoo. ñu bëgg ñu laaj la ci nga wax ñu sa xalaat bismillah. allo. waaw gars yi jégal leen ñu waay may leen ñu tuuti rek dinañ ñëwaat incha allah am na ñuy woote dinañ ñëw ci yéen sama frère kooku sama frère bi nekk Belgique si doom xaal pularo mi do artayma joon incha allah waaw ñëwal sëñ bi ñu ngi lay déglu. waaw asalaamaaleykum Sénégalais yi. voilà aleykum salaam wa rahmatullah. waaw Ousmane Tounkara maa ngi lay nuyu di la siyaare. ñu lay fay. di siyaare sa mbokk internet yëpp. di wax ne man la Souhaïbou Seck. ñu gën maa miin ci Seck ak muus bi. bismillah
waa gars yi il faut ngeen may ñu waay am na xaw ma kuy woote mais nag il faut ngeen may ñu ah il faut ngeen may ñu ma wax ak suñu waa ji mu pare ah voilà may leen ñu rek s'il vous plaît def naa ko sax do not disturb I don't know how it's ring xaw ma nu muy def bay sone waaw maa ngi jéggalu de maa ngi jéggalu dafay dagg sama côté xaw ma nit mooy woote xaw ma mais ñëwal waaw bismillah il faut nga couper sa kii bi waaw sama sëriñ waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam kon ma bàyyi la yow nga wax après ma jël kale léegi ma may la quelques minutes boog mi salminima voilà xam naa ka namulla voilà ñimulla taw na digayo ko kondangani sona kannedi aha bismillah en tout cas c'est affaire baa ngi may jox problème il faut kenn may ma il faut kële may ma wala kii may ma allo waa arrêtel way asalaamaaleykum waaw mais il faut nga bàyyi woote ligne bële parce que nit moo nekk foofu moo tax allo voilà léegi bu ma paree ak moom dinaa la jël léegi dégg nga waaw demal sëñ bi maa ngi lay dégg yow demal waaw man la Seck waaw maa ngi lay dégg Seck dafa am ku doon woote continuellement moo doon yàq suñu communication dëgg la waaw maa ngi nuyu Sénégalais yëpp ñu ngi lay fay nuyu mbokk internet di rafetlu sa liggéey trop macha allah di la wax ne ñu ngi lay encouragé bu baax a baax jërëjëf mais ñu di wax ne tey moom li ñu xëyee mbaa porté wu loo plainte muus mi rek muus mi mbaa baal nga ko non muus mi moom li may wax Sénégalais mooy bis bu ñu yëngal dossier Adji Sarr boobu naa yëngal dossier muus mi ndax dañu bàyyi Sénégalais ñuy dee SRS parce que dossier bi SRS la waaw dañ nangoon nag ñuy yëngal dossier boo xam ne amul dara nekku ci ñu koy jël di teg SRS Sénégalais bu ñu yëngalee dossier bu naa yëngal dossier muus mi dossier SRS la ko waaw kenn du ci stressé wu parce que dossier boobu bii dina li nga xalaat 108 ñu continuer suñu combat. waaw jërëjëf bismillah. waaw léegi nag comme tey dañoo xëy yeewoo benn xibaar démb si guddi sax xam nga la affaire bi commencé di véhiculer ci internet bi muy Farba Ngom ak milliards yi mu wax ne moom la am. loolu jëkkul jaaduwul ci mbir réew. waaw parce que nit ñi ñoo sonn. man mii wax yow tuwaale rek. milliards yooyu ne moom la am. loolu war nañ la rus sax na lii Farba Ngom waxoon ndax bu leen fàttali ko daaw wala daaw jëkk Moussa Siolo génn na fi di ko wax wax nag Sénégal yi bëri dégguñu ko woon mu ne Farba Ngom mi ngi jël suufu seen Ndakaaru ak maanaam li nit ñi bokkul ngay pasare tey jii ñu ko weddi woon ñëpp tey jii Moussa Siolo am na dëgg seen kaw di wax nag instant bi moom ñun comme le président Ousmane Sonko wax rek am la ñuy def comme dañ leen gunge ñu àggale seen mandat bi waaye mandat bi nag buñ ko àggalee ñoom dañuy diggante woon ak sénégalais yi ñun jox nañ seen sens joxaat leen seen sens ñoo nag profité ngir liggéeyal askan wi waaye dañuy profité ngir liggéeyal seen bopp bi ma seetaane vidéo bi man dama ne lii est-ce que du feeñu est-ce que lii dëgg la ma toogaat lii rapport AFNAC moo ko génne muy wax ne nangam ay kër ñu xam ne ay sali Ndakaaru jam ñaajo fu ne am na fa ay terrain ci réew mu mel na Sénégal man mii sama soxna dëkk démb dafa def di koy seet ni mu àggee la ko sax maam wax dana ko yow xam nga dana ko yow dañ laa bindal benn garab boo xam ne yow faaw da nga ko jënd wala yow duñ la seet loolu est-ce que dëgg la ci réew mi nga dem ci hôpital ñu la seet ñu ne la fekk demoo def benn li lay def la boo ko def duñ la nangu di la santas ci biir réew muy xeetu maatay boo xam ne ñun ñu ngi yor suñu bët di xool di gis gars yi ni nga xam ne noonu lañu yoree réew mi
ñun man mii di wax ak yéen 2012 Macky Sall laa wooteel deuxième tour. may ko sansam. ngir amoon ci moom yaakaar ne moom ndaw la kat ak it xoqatal gi nga doon def ci assemblée ba ñu ñëw porte ko am ànd ak moom waaye boo gisee ñun ñëpp àndoon ak moom dañoo mujj rëccu. dañoo mujj rëccu ne ñun bu ñu yëgoon sax bàyyi fi Abdoulaye Wade. ndax ñun instant bi ñun borom kër yi ndaw ñun ñëpp dañoo sonn parce que loolu la jëndee fukk yaa ngi koy jëndee ñaar fukk. te amul fenn foo ko mën a jooytoo. ñu ne waa déet corona bi ñëw. yàq liggéeyu nit ñi. ñu ne waa déet mu ñëwaat fii di fi indi yoo xam ne nii. ñun daanaka dimbali wuñu dañuy dimbali ko ñun. ñun état bi ñu yor ñun dañuy dimbali ko waaye dimbali wuñu. dañuy dimbali ko waaye dimbali wuñu. léegi nag dossier bi moom. doguma la de maa ngi dégg ay ginaar yuy sab xanaa da nga leen lakk sa wet bañ muus mi jàpp leen. non maa ngi fii sax ci poulailler bi laa nekk nii sax ci sama table bi laa nekk nii. dama bañ connexion bi dagg moo tax ma jege ma nekk ci côté gannaaw néeg bi. ok bismillah ok. waaw di wax ne maanaam ñun moom dañoo sonn. waaw dañoo sonn parce que milliards yii. am na ñoo xam jaar nañ ci gaal yi. am na ñoo xam ne si ñu ngi xëy di mine baro am na ñoo xam ne si ñu ngi xëy. di yanu. te loolu milliards yi nga xam ne moom lañ tax Farba Ngom moom la am fekkoon dugaloon na ko ci askan wi. am nañ lu bëree bëri loo xam dana defaroo. bu ñu nee ba ay malade di faatu ñaan dañoo manqué gaz te nit yor ay milliards yoo xam ne si nii ba nga ko yor ak léegi ba mu fi nekk 2012 ak léegi li ñu wax ne moom la am ci ay milliards mënu ko fay am. waaw ci ab géwël. maa ngi doon dégg sax sama benn waay di wax naan dañoo war a wax ne géwël bu Macky Sall bi moom kat ñun dañoo war a fexe nekk géwël ma comme ku nekk géwël Macky Sall li ngay am. waaye loolu lépp maanaam mooy ñun ci boppam ñun dañuy foyee duñ dugal ci ay débat yoo xam ne amuluñu benn njëriñ. chaque jour da ngay gis débat yoo xam ne ñun dañ ci yàq suñu énergie. te loolu du débat si ñun débat bi mooy élection yi ñu jëm. ñu fexe élection yi bañ a demee ne élection yi jàlloon doon demee man mii di waxee sama carte d'identité non votant lañ ci bind. non votant lañ ci bind fii bëri na ndaw yoo xam seen carte d'identité binduñ ci bind légalul mënta wale te loolu dañoo waroon a xeex ñu joxoñ suñu carte d'identité ndax ñun loolu mooy suñu baat ci réew mi. waaw ab réew nag boo fa nekkee te amoo carte d'identité daanaka yow jotuloon ngay nekk ci réew mi daanaka yow ab baaxal am malien sax moo la tane ci réew mi. ndax moom am na carte CBAO ndax CBAO boo ko amee réew moo dem na ay bokk. nekk sa réew nag amoo carte bu baax nag daanaka booy xool yow moo ne ko te loolu lépp ay pexe Macky Sall. ndax jamono Abdoulaye Wade ñaari carte d'identité loon defar jox ko sa carte électeur jox sa carte d'identité nga xool ka la programme am day nga woteew. waaye dañuy dugal ci ay débat yoo xam naan ay kii dem na fii ak kii dem na faa loolu ñun dañoo sonn ci débat yooyu li ñu bëgg mooy. pour fàttali la. waaw. 52 milliards la Macky Sall ne moom la def ci affaire carte d'identité yi 52 milliards. Tunkara 52 milliards yi mu wax Macky Sall Abdoulaye Wade ñaari carte d'identité la defar. te kenn man mii sama carte d'identité bi dama ne Abdoulaye Wade ba ma demee di ko déposé. damaa àgg bindu ñu jox ma carte d'identité bi ñu ne ma fee la ñuy déposé électeur bi ma dem foofu ñu déposé ma électeur bi ñu ne ma al asar ndaam ngay jëlee ci sa carte électeur ba ma àggee ñu ne ma ban bureau nga bëgg a wootee foo dëkk man leen Touba laa dëkk ñu joxaat ma al asar mooy bureau 31 laa wootee ba même bi référendum bi yàlla woote naa waaye bi mu jàllee bi ne dañuy changé carte d'identité yi ñi ci bëree bëri mënuñu am carte d'identité man mii bu ma demoon di déposé carte d'identité allo. waaw maa ngi lay dégg. fi ma demoon di déposé carte d'identité xoola ñu bëree ñoo fa nekk ñoo xamante ni liñ ma defal lañ leen defal muy non votant yéen mënoo leen a wote te loolu duwuñ ko kenn duwuñ ko ñaar ay nit ñu bëree lañ ko def te loolu ab électoral la loolu lépp moom ci Benno Bokk Yaakaar la jëm te loolu duñ ko nangu nañ jox suñu carte d'identité yi waaw loolu nag bëggoon naa tamit nga koy waxaale parce que loolu tamit lu am solo la ci combat bi muy fexe ba ndaw ñi yor seen carte d'identité ubbi seen i bët di xool. ci lañ dëkk buñ xoolee ne ah. waaw suñ xoolee ne maanaam kii yor na programme bu baax ñu jël suñ carte ñu jox ko comme ni ñu ko defee ren 2012. 2012 ba mu taxawee di wax ne bu toogee day jël dund gi mu wàññi ko wax programme boo xam ne maanaam gisoon nañ suñ bopp ba mu signé Assises nationales yi man Assises nationales ci laa ko wootelee parce que Macky Sall moom mosuma seetaan programme am mosuma seetaan ab campagne am. waaye damaa gis ñoo amul mataan boobu def benn kii Assises nationales yi Macky Sall ñëw signé ko bi mu ko signé nag naan Macky Sall mi comme signé na lii xëy na moom bu ñëwee réew mi dana am changement ma jël sama carte ma wooteel ko bi ñu ko wootelee affaire yi dem
ba mu yàgg yëf yi commencé mu toog ne 7 ans 5 ans lay def yokkaat mandat bi ne 7 ans lay def yaa ngi dégg ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci wax ñu ñu waxoon ba am ñu loolu ñu ne ko kat kii comme amul kàddu kon ñun mënuñoo continuer ànd ak moom ndax nit moom gor sa wax ja parce que moom moo taxaw fii ne day def 5 ans ba ñëpp am ci moom yaakaar moo wóoblu ko def 7 ans ñu ne waa déet mu xëy changé carte d'identité yi waaw léegi nag instant bii nag moom li ñu bëgg mooy mu jox suñu carte d'identité maanaam teg réew mi ci yoon élection yi ñu jëm nee na Touba dafay def liste unique bu bon na bokk yaakaar loolu duñ ko nangu waaw loolu duñ ko nangu parce que am ab dëkk waroo fay nekk dafa def sa benn liste nga xam ko woote yow lay wooteel te fii moom du ko gagné te du ko mos a gagné incha allah rabbi fii moom du ko gagné te du ko mos a gagné ndax moom dañoo war nam ñu waxoon dara la ci defu. jërëjëf sëñ bi ñu ngi rafetlu kàddu bu baax a baax a baax kon ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi incha allah. waaw di gërëm ñëpp. waaw di sant ñëpp di wax ne fa dëgg yàlla combat bi moom ñun ñëpp nañ cee war a jàpp. parce que ay ndaw lañ ñun ñi booy xool ñun ñi ay ndaw lañ si avenir ne ci réew mi kon nag ñun ñoo war a jël suñu combat xam nañuy xeex suñu ne sawaay Sonko jabaram dafa dem nangam loolu suñu yoon néew ci li suñu yoon nekk mooy maam discours bi mu porté ak maanaam idée bi mu teg ci réew bi ak beneen candidat bu waxee lu mel noonu comme doy nga wotal ko ci loola waaye ay wote kii nangam la kii nangam ay kii salafiste la kii wahabiste la yooyu ñun yooyu ànduñ ci kenn li ñu ànd ak nit mooy programme bu dee nit ñi laaj réew mi ñun loolu programme te ñu bàyyi diabolisation bi ñuy def waaw diabolisation bi nañ ko bàyyi ànd ak nit ci programme bu leer bu ñëwee wax li mu wax bu ñu doyee ñu watal bu ñu doyut ñu téye suñu carte xool ku ñu doy ñu watal asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu jërëjëf merci beaucoup sama sëriñ voilà donc kooku tamit suñu beneen xarit bu baax la woon boo xam ne dañ ko invité muy borom Musma donc ñu ñëw ci Moustapha imam ci imam la ñuy mujjee incha allah donc ma ñëw ci imam ma xool fii voilà imam a ngi fii ñu ngi mujjee ci imam incha allah bu fekkee jot nañ ko imam la ñuy mujjee gis naa nag imam moom dafa mel ni whatsapp bi dafa fay waaw dafa mel ni whatsapp bi tàkkul donc boobu dañ koy romb voilà. voilà donc imam jotuñu ko donc ma ñëw rek ci suñu dernier appel suñu ami bi Belgique woo na ma lu bari moom nag dafa xam sama mbokk yi bu baax a baax a baax a baax ndax dina nangu wax publiquement kay mooy mbir mi. waaw salaamaaleykum. waaw yaa ngi ci kaw de yaa ngi ci live bi ubbil naa la bismillah. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yëpp Tunkara. ñu ngi lay fay naka waa kër gi mbaa ñëpp a ngi ci jàmm. billaay ñu ngi fii si jàmm man maa ngi fii Belgique Herenthout. waaw bismillah. alhamdulilah maa ngi sant yàlla ak yeneen bi maa ngi sant tamit maa ngi lay sant. jërëjëf. voilà et puis man patriote la soo déggee patriote man pan-africain la pan-africain soo déggee man Sénégal ak Mali ak Guinée lépp laay moo yem si man. dëgg la mooy dëgg sax. voilà mais ngéwél xam nga ñu ngi wax ngéwél. ñoom xam naa ni waa Sénégal xam naa ni gor desutul Sénégal. déglu li may wax de parce que lu may wax lii Sénégal yëpp moom may déglu. ñu ngi koy déglu bu baax a baax demal. voilà Serigne mun na am ñaari terrain mun na am 20 hectares 40 hectares Serigne mun na ko am kenn du ko saaga kenn du ko wax dara mais Serigne yi am loolu soo gisee nit ñi xam leen di leen teral ñun géwél yi ñoo tax ba tey darje bii nekk si ñoom ñun ñoo ko def barka rasulullahi El Hadj Oumar Tall Ndiob Adama Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar Mamadou Mayram Wuudi Mayram Ndiob Samba Abdourahmane Gala Gada mi jar dengi bi mu ñëwee Bawol mu gis Maam Jaara Buso dem si woyndu no wiyete woyndu ci teen bi mu tànk ndox mu jox ko Alaaji Oumar Alaaji Oumar mu ngi nekk déwala mu ne jigéen bi teral na la jigéen bi lan nga ko mën a fay mu ne jigéen bi dina am doom boo xam ne adduna bi yëpp dina ko yëg. macha allah. loolu gewal moo tax soo gisee ñoom tey ñu nekk si climatiseurs yi ñu nekk ci am ay passeport diplomatique. ñun gewal yi am nañu si wàll. kon nag gewal su amee milliard. parce que Farba Ngom parce que Rasulaay même bu mu dugg na si kër gewal yëpp Sénégal
man sama kër ma ne dërëmam bu mu dugg sama kër. dëgg la. ñaari jabar Farba Ngom ma ne bu mu dugg sama kër. du ma jël à part voilà du ma jël à part Farba Ngom mais dañu war a bàyyi géwél yi. non man dama ànd ak yow. dama ànd ak yow ci dara sax. xam nga li may wax toujours doomu aadama yi. Sénégal dafa doon réew mu mag te réew mi ñëpp a ci bokk. parce que maa ngi koy waxtaan ak sama benn xarit sama benn kilifa sama benn géwélu papa bu nekk fii ci Amérique. bi mu ñëwee di ma nuyu mu ne ma hey Ousmane gëj naa laa gis léegi daanoo ñëw doo ñëw comme ni nga doon def avant ngay ñëw di ma teral ma ne ko. dëgg la. ma ne ko man dafa am lu ma jaaxal tey ci réew mi xëy na yow yaa ma koy gën a xam mu ne ma lan la loolu. ma ne ko xàmmeetuñu kan mooy kan tey ci suñu réew. billahi dëgg la. ndax ñun avant li daan tàngal suñu yaram. mooy ñu am suñu ay géwél yi nekk fii suñu géer yi suñu wude yi ñëpp ñooy nekk. mais ku nekk dafa am taxawaay bu muy taxaw. waaye tey ñeme woo sax yónni sa géer mu dem takkali la jabar moom day doxaan ndaw si moom ci boppam mu takkal ko boppam. day tëdd ak moom waaye day tëdd ak moom xam nga loolu yàq na société bi. léegi sa géwél léegi sa géwél daf lay saaga di la tuutal di la wàññi. donc suñu société bi moom yàqu na ci ay mbiru géwél ak géer. donc loolu toppatuñ. mais dans le cas Farba Ngom man waxuma sax affaire géer ak géwél ndax man xam nga ma. man bu géer sàccee dama koy wax bu géwél sàccee dama koy wax bu nit ku baax sàccee dama koy wax bu nit ku njool sàccee bu nit ku ñuul sàccee bu tubaab sàccee. ndax bis bu ne ñu ngi ŋàññ ay doomu aadama ne kii moo sàcc lii Mambay Ñaa Amadou Ba diw Siré Dia ñu ngi compter rek du dëgg. xam naa ni yow doo tuutal géwél xam naa mais donc lenn rek laay bëgg wax waa sénégalais yi. voilà loolu lenn rek laa bëgg wax waa sénégalais yi. waaw démocratie. waaw lu tax tubaab bi indi démocratie Afrique. doomu baadoolo yi lay jël mu jox leen nguur. ñuy dooree buur yi. dëgg la loolu mooy dëgg. mooy dëgg loolu moo yàq ngewel léegi nag géwél yi amatuñu fu ñu dem. ñii di tëgg sa man Cheikh Oumar Gawlo laa tudd. soo demee Mali. soo nee Farba Cheikh Oumar ñëpp xam nañ ma barka Rasulullah. man Ganda Fadiga moo doon sama géwélu pap. voilà c'est ça donc fii Europe maa ngi fii léegi 16 ans. kenn xamuma fi sama liggéey moom. macha allah. est-ce que dégg man nag vraiment maa ngi kontaan si waxtaan bi mais dama bëgg suñuy wax. ñu wax si Farba Ngom. dëgg la mais ñuy ne ay géwél. non moom moo ko wax déedéet xam nga Farba Ngom dëgg la géwél gor pire la li nga wax nii. dama cee d'accord man. billahi Tunkara. ndax tey lu bari siiw na ci àdduna bi. géwél yu baax yi ñoo tax mu siiw. suñu maam ya sax bu ñu daan dem xare dañuy ànd ak seen géwél yu baax yi. donc géwél ça n'a rien à voir ak personne géwél nit la te nit ku digne la géwél bu digne dafa am. voilà man damay wax ak yow toujours ngay nit ku baax ngay nit ku am cër ngay nit ku am respect te dëgg la peut-être yegg nga foo xam ne ci société bi sa xol jeex na di nga wax li nga xam ne moom moo nekk ci yow mais tey. voilà vraiment ngeen baal ma ak nag du waxu géwél ak waxu géer. loolu la voilà vraiment kontaan naa si trop mais vraiment Tunkara vraiment waxal gars yi nañu wax si Farba Ngom. jërëjëf Farba Ngom nañu wax si moom. mais géwél affaire géwél moom nañ ko teg à côté vraiment Tunkara. vraiment merci. jërëjëf jaaraama maa ngi nuyu say waay maa ngi nuyu leen ñoom ñëpp. jërëjëf jaaraama voilà donc suñu grand frère boobu gis ngeen ko comme niñ koy waxee waxtaan bi dafa sensible comme niñ koy waxee toujours rek du loo xam ne dama ciy sori parce que ñu bari ñu ngi kaas sax fii ñu ne géwél fu mu am ci alxuraan te muy dëgg waaye cosaan xam nga li ñuy ne diine ak aada ñaari mbir la yoo xam ne dañuy daje rek waaye benn bu nekk daf ci nekk xam nga tey bu ñu ne aada ñun ci suñu aada moo jiitu diine suñu aada moo jiitu diine sax ci suñu cosaan ndax ñun suñu maam yu bari ay ceddo la ñu woon ak ñoom seen gars yi ñëwuñu rek daal di doon ay musulman ndax jullit xam nañu ñaata at la ñëw te xam nañu ñaata at la yegg Afrique donc cosaan bi dafa am diine bi am donc ñaari mbir yooyu xam naa waxtaan bi dina ca mas a yegg waaye tey ci Farba Ngom la ñuy wax ak alal gi nga xam ne moom la luubal ci Sénégal te mu doon lu ñaaw ñu koy ñaawlu te ma ñëwaat indi loo xam ne dafa am ku ko wax muy Moustapha Cissé Lo dafa yëkkati ay kaddu yooyu mu yëkkati dafa am leneen loo xam ne daf ci tegu
voilà balaa nag dara ma indil leen rek nag Amadou Ba le grand voleur des 40 milliards qui en a 40 milliards élection locale 2022 yi Amadou Ba ci poosam la fayee li nga xam ne moom mooy caution Benno Bokk Yaakaar caution bi nga xam ne moom la ñu soxla ci élection yi Amadou Ba moo ko génnee ci poosam fay ko ci alal ga nga xam ne moom la sàcc ci alalu Sénégal nag dafa neex maanaam da ngay jékki-jékki gis benn politicien bu sàcc ay milliards yu bari bu élection jotee mu génnee ko campagne ko mais nag caat mu yaanaamaar dafa am kaddu yu teggi ne yoo xam ne daf ko wax ci loolu jëmale ko nag ci ki nga xam ne moom mooy président de la république Macky Sall caat mu yaanaamaar bëgg naa indi vidéo boobu mais balaa vidéo caat mu yaanaamaar bi damay ñëwaat ci Moustapha Cissé Lo ak ka nga xam ne moom mooy une pomme et demie li nga xam ne parce que Moustapha Cissé Lo dafa ne Farba Ngom dafa am fu muy fanaan ba 4 heures du matin loolu tamit nañ ci indi ay lépp ba pare di ko xas am benn géwal boo xam ne bii da doon puus ay brouette Farba Ngom ay brouette la doon puus barki démb dama koy wax bul ma kobas barki démb yorul dara lu mu am dañ ko yàgg moom a yem ma xeex ba ñu jot pouvoir bu may saaga kon nit ku dul sa nawle moo la gën ci juddu la ngay jëf bu guddee du ko jëf moom du fanaan këram daani kam fajar la ma waxoon ci Mahmoud Saleh lay dem en tout cas loolu ñu wax nii léegi ci Farba Ngom dafa am beneen journaliste bu fekkee nee na borom xam-xam la dafa am ay kàddu yu mu yëkkati woon mu indil ñu ko ci mbirum Farba Ngom amin ci mbiru waa Benno Bokk Yaakaar lii moom nee na journaliste la nañ ko déglu. ñii yéen waa APR am ay nit yu nekk ci biir gouvernement ay ministre ak ay dirigeant yéen a yóbbu xale yi ci appartement yi yéen a nekk ci cocaïne bi yéen a nekk ci drogue bi yéen a dëkk yenn endroit yu bakkane biir Ndakaaru yéen a fay làqatoog jeeg ji yéen a nekk ci jabaru jàmbur yi yéen matti ngeen di waxal xamante nañu suñu métier amuñu pour di tudd tur waaye xamante nañ te am nañ ay preuve ak ay tur yéen waa APR yéen ñi nekkoon aussi ci biir PDS yéen sobe kese ngeen Soukara Niang man loolu moom mooy sama ndawaay man en fait j'ai pas un problème ay personnel problème de complexe ak yu demee noonu parce que sama àdduna dama jàpp ne lii moo ëpp solo ak xel ak xol ak nga jëriñ askan wi loolu moo ëpp solo mais pas ay problème de physique boo gisee sax ci internet bi gars yi bu ñuy xas ay doomu Macky Sall wala ay réyaay yu doomu Macky Sall man je suis jamais dans ça lu ëpp solo mooy comportement nit ki mooy jëfin nit ki. continuer yéen waa APR laay waxal bu dee sobe ak lu ñaaw ak ñàkk valeur ci yéen la fekk baax seeni juge ak seeni procureur du ñëpp nag juge yu baax yi am na Sénégal ak ay procureur yu baax ngeen affecté leen ci ay coin ak recoin du Sénégal seeni juge ak seeni procureur ak seeni entre guillemets prostituées yi nga xamante ne c'est des renseignements généraux xamante nañu bu baax ne dañ naan fekkante ci ay coin biir Ndakaaru bu dee ay tur ñun am nañu ay tur sobe ak mbon ak ñàkk valeur ci yéen la fekk baax nit ñi nekk bitim réew ay expatriés ñëw biir Sénégal di def blanchiment d'argent. En tout cas dégg na ñoo ko déggal suñu bopp gars yi nag dama leen di bàyyi mais laataa ma leen di bàyyi dama bëgg a indi vidéo caat mu yaanaamaar am na benn vidéo bu am solo bu mu fi bàyyi boo xam ne vidéo bi maa ngi xool ndax mi ngi fi mi ngi fi voilà. boo mën a maire mais au conseil municipal sax doo ko am ci gox yi conseiller municipal APR dëkk buñ ko fa fal dëkk boobu bu yeboo mu xam ne moo jël ndam bi ci Sénégal te région yi may waxal xam ngeen seen bopp région yi gën a torox Sénégal ñoo dàq faral parti au pouvoir Kaolack moo ci njëkk ñun waa Kaolack amuñ benn fula amuñu benn fayda suñ dëkk bi salte na xasaw na bëri na yoo kenn mosuñoo fulaal te chaque jour parti au pouvoir la ñuy fal nañ seetaat suñu bopp
ku mel ne Fatick da ngay fàtte sax ne région la booy romb da ngay defee ne ñaari kër la parti au pouvoir Kolda parti au pouvoir amul tali amul dara Tambacounda dara parti au pouvoir le Fouta dara parti au pouvoir Louga loo la fa Djily Mbaye defoon ba tey moo fa ne dara parti au pouvoir kon Macky yow bu yaakaar sax am benn conseil municipal ci municipalité yi di ñëw kon foofu moom bu yeboo rek nga dara sa xel kenn falul ku bokk wala ku jege APR les gens vont choisir les candidats indépendants et les autres candidats de l'opposition mais yow doo ci bokk kon bu dee looloo tax ngay plan di fexe noo jàppee activistes yi noo tëjee ñenn ñoo naxal leen nga ci perd ton temps parce que kenn du la fal fenn nag. voilà donc bu ñu jógee ci kooku ma wàccaat rek ci benn vidéo bu am solo ci li nga xam ne moom la président Senghor laataa muy bàyyi suñu nguur gi lii la waxoon kilifa diine yi ci li Sénégal am ci koom-koom ak alal ak tabb ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf déglu leen. li ma mënoon ci liggéey mënatuma koo liggéey moo tax wax naa yéeneeku nguur gi jox ko premier ministre ba may tànn premier ministre laajoon na mbooloo mi ku ñu wóolu les 2/3 wax nañu ne Abdou Diouf du maa ko tànn mbooloo mi moo ko tànn waaye gis naa ne mënuma sikk dara. ressources naturelles yàgg na Sénégal déglu leen il faut bien écouter. le suufeel na boppam c'est son seul défaut waaye mën nañ ko wóolu te la démocratie loolu la itam soo defee sa liggéey nit ñi ne la jaaraama war nga bàyyi nguur gi ñeneen ndax nguur mu ngi jugee ci mbooloo mi war naa dellu ci mbooloo mi itam waaye sañu ma woon a dem te ñëwuma fi gërëm la taagoo la teral la léegi àdduna mu ngi nekk ci difficulté yu bari mais réew yi ci gën a am doole ni ki Amérique Allemagne France ñoom am nañu seen métit waxatuma nun pays le sous-développé waaye yaakaar naa ci Sénégal ndax am nañu suñu moyen naataange am nañu phosphate mais am nañu pétrole itam fi léegi ñetti at dinañ tàmbali di ko exploiter am nañu leneen am nañu uranium ak leneen waaye defe naa ne li nekk suñu richesse mooy nun Sénégal suñu liggéey Senghor moo waxoon li yéena ma tànnoon Senghor man Kertier moo ne woon dans 3 ans dañuy exploité am nañu phosphate am nañu pétrole am nañu nangam Macky Sall ñëw mu jox ñu même discours su fekkoon ne nekkul c'est extraordinaire seen liggéey seen déggoo kon duma def dara nattaange Sénégal te wan naa ko ci chiffre yu wër nattaange Sénégal 1960 ba léegi ci ñaar fukki at yokku na ñetti yoon waaye loolu dina mën a jëm kanam. subhanallah. c'est extraordinaire lii Senghor moo waxoon lii balaa mu fi bàyyi Abdou Diouf di dem ñaata ci xale yi ñuy seetaan ñoo fi fekke sax nguuru Senghor amul daanaka ñu bari ci yéen ci nguuru Abdou Diouf sax juddooguñu c'est des bébés de l'an 2000 ñoom ñoo nekk am 21 ans tey l'an 2021 ñooñu Ablaye Wade lañ fi fekk te Abdou Diouf falu na fi 19 ans balaa Ablaye Wade maanaam ñeent fukki at ci ginnaaw 81 la fi Abdou Diouf ñëwoon. Imaginez leen Senghor laataa mu fiy jóge la ne ci ñetti at donc dis-toi que cette vidéo est faite en 80 81 82 bu Senghor sax day fen parce que li indi tey jafe-jafe yooyu amoon Casamance ak yeneen région yu bari ci Sénégal mooy dañoo yàgg exploiter lii seen ressource naturelle te nit ñi gisuñu ci seen bopp moo tax tey Macky Sall
ba mu demee nag ba xam ne réseaux sociaux am na léegi gaa yaa ngi vidéo mu ne problème yi tàmbali na mu commencé tabax pooru Ndaayaan bi c'est pour mu mën a lakkatu pour doomu aadama yi bu ñu mën a gis buy génnee ressources naturelles yi ci Sénégal loolu moo indi pooru Ndaayaan bi ñaari boutique la Macky Sall bëggoon tabax boutique bi ci kaw ak bi ci suuf mooy boutique bi ci jaww ji mooy avion bi bu ci transporter tey or kan moo koy xam Macky Sall tey avion boobu mën na roñ xaalisu Sénégal yëpp dugal ci ay euro ay dollar ay nangam kenn du ko mas a visiter Macky Sall du def ni yeneen président Afrique yi de ñu leen di jàpp di dem seen biir kër yi di ko toj di fa fekk ay milliards déedéet day roñ milliards mi yëpp yóbbu ko bitim réew milliards yëpp da koy yóbbu si bitim réew il faut doomu aadama yi bàyyi loolu xel Macky Sall day roñ alalu Sénégal bi yëpp jël na avion mën na roñ cash maanaam liquide xaalis liquide avion mën na roñ or avion mën na roñ diamant avion lépp lu ndaw mën na koo roñ lu rëy sax mën na koo roñ mais dama lay wax tey Macky Sall xaalisu Sénégal bi yëpp dina ko def ci ay kees transporter ko yóbbu ko bitim réew stocké ko foofu parce que gis na ni ñuy jàppee yeneen njiitu bitim réew gis na ni ñu leen di jàppee waaye duñ ko bàyyi de nañu nekk ci buntu taatam foo leen gis vidéo leen filmer leen siiwal leen nañu génn nag doomu sénégalais yi ñu am fulla am fayda bu Macky Sall am benn mairie ci Sénégal benn mairie nag may tàggoo nag parce que defe naa yéen a ngi gis ne mbir maa ngi bëgg a lëndëm timis jot na ci ñun wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu continuer waat waxtaan bi suba bu ñu ñëwee gën a continuer l'indiscipline au cœur de l'État indiscipline bi nga xam ne tey moom moo am ci Sénégal Macky Sall di jël ay doomu aadama di leen joxi milliards rendre tout son entourage très riche pour ñu dundal li nga xam ne moom mooy bétail électoral bi ak li nga xam ne toujours moom mooy ñàkk xëyu ndaw ñi dinañ ko continuer wax dinañu continuer siiwal jafe-jafe Sénégal yi ba doomu aadama yëpp yëg ko te duñu parparloo nag dinañ ko siiwal ba ñëpp yëg ko ndax ñun loolu mooy suñu liggéey ndax comme taskatu xibaar bu dëggu amul Sénégal donc ñun dinañu génn ñu tas xibaar bi sénégalais yëpp jot wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë leen jëf